asalaamaaleykum mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi teewaat fi ñu àdduna ngeen di teewlu si seen émission lu ci xam seen émission lu ci xam ñor na rek ci samedi ji ñu fas yéene ànd ak mbokk auditeurs yi ñu ci indi waxtaan yi nga xam ne ñu leen ko daan faralee di defee waxtaanee ci dëkk bi nu muy doxee léeg-léeg tamit ci yenn dogal ak tamit lépp loo xam ne daal war nañ ko yëkkati rek ngir li nga xam ni mooy la ñu bëgg si suñu dund maanaam nañ sa séentu mu mucc ayib daal. boo tax ni ñoo ngi continuer toujours rek di waxtaan ndaxte samedi wee dooroon nañ ko waaye tamit dinañ si gën a wéy mu jëm ci wàllu dëgg la jamono ji nag fépp la méttee ci li jëm ci wàllu Covid bi métti na lool ndaxte nag daanaka daal ñi cay yëngatu ak ñi nga xam ne daanaka mbir mi daal gàllankoor na leen bari na lool ba tax ni nag tey ñu continuer rek di waxtaanee la ci jëm. waaye nag taxaw seetlu da ciy baax léeg-léeg ca la ñuy def mooy bokk ca maanaam dogal yi jël nañ ko lu bari. waaye teewut mbir mi daal dafa mel ni dafa li Maodo di wax dafa fuuyu mbir mi waaw kon nag daal dogal yi daal nañ ko doon séentoo jëmale ko si askan wi ñoom tamit si seen wàllu engagement ñu mën a tamit jàppale li nga xam ne moo di ci xeex bi daal dafa mel ni ñu bëri jàpp nañ ni loolee tamit war nañ ko gën a renforcer mais nag ñu si ñan la war a gën a baaxee loolee tamit ñu indi ci waxtaan ba tax ni da ngay dem ci bërëb école yi. nga am bu nekkee mesure yëpp dañ koy jël waaye nag boo duggee ci biir da ngay yéemu ndaxte nag ay élèves ay écoles yoo xam ne day def ay junni ndaw daanaka mën nga jël mesure barrières yi ci bunt bi raxas leen seen loxo boo leen di dugg ci classe lii leen waaye nag da ngay gis bu ñu génnee récréation moom daanaka daal 30 minutes yooyu wala daal simili yooyu jaxasoo ba daa fay bari boo day jéggi dayoo. teewut ñu naan est-ce que tamit li jëm ci fànn war ñu ko gën a renforcer bu ci sax dégg ngeen keroog ci conseil des ministres njiitu réew mi di wax ci li nga xam ne mooy tamit ci marché yi ni ñu ko war a tamit organiser ci wàllu pompele nag ni ki mel ak dajaloo yi fay am waaye tamit léeg-léeg ba tey nga gis naam sax bu nekkee police ñu dugg ci mbedd yi wala ci bërëb yooyu xool ñu takkul masque ñu jaan leen di gën a taxawloo kon nag loolee bokk na ci loo xam ni daanaka daal mbir mi jéggi na dayo lool ba tax ni nan la ñu war a mën a taxawoo ñoo ngi sax daal ñoo ngi njort ni boo mooy ci marché yi tamit danañ ci jëlaat dogal loolee tamit ci dajaloo bërëb yi ñuy dajaloo la ndaxte nag saa su ne suñu defee test yi rek daanaka daal lii di fourchette bi du jógee ci ñaari téeméer wala sax mu war di koy manqué tuuti loolee nag ci ay fan yi yëpp ay bés yëpp kon nag loolee tamit war nañoo gën a taxaw nu xoolee daal nu ñuy xeexee mbir moomee ci ni ci jëm moo tax ni tey ñu indiwaat waxtaan bi ci la ci jëm ndaxte nag bërëb yi ñuy nit ñi di dajaloo bari na lool rawatina nag ca marché yi nakay soxna yi tamit di nduggee wala sax nañuy jënd meeg njaay ma nu mu fay amee naam bu nekkee sax léeg-léeg mesure li nga xam ne moo jëm ci wàllu mesure barrière yi tamit est-ce que warul am ñi nga xam ne tamit mooy daal nañ ca war a taxawoo ci bu baax ndaxte gisoon nañ tamit collectivité territoriale yi di ci jéem a dugal si seen loxo waaye nag dañoo mel ni daal dañoo xaw a taxandiwu ndax tamit li jëm ci wàllu engagement communautaire yi ñii di ASC yi bàjjenu gox yi nañ ko jëlee woon bu njëkk daal dafa mel ni ñu bëri dañoo wàcce seen loxo ci nag ci jëm est-ce que taxulwaat ñu gën a taxaw ci fànn woowu ndaxte nag dégg nga fan yi ñoo ngi wax ni ay ñi nga xam ne daanaka daal ay ñañey fajee si seen i kër ndaxte umpalewu leen ñu nu mu bëree ci ay feebar ba ñi feebar ba tax ni bërëb fajukaay yi mënuñoo jël ñëpp jafe-jafe la kon nag foofee ba tax ni am na ñoo xam ne tamit foog ñu leen di seeti seen i biir kër loolu mënul ñàkk waaye nag da ngay gis léeg-léeg tamit ñooñee ca la ci jëm ci kër ya nañu war a mën a organiser wu pour rek naam bu nekk am na kenn am na fa ñu mën a jàppale ñeneen ñi ci xeex bi ci biir kër yi ci mbedd mi loolee lépp jëm ci li nga xam ne mooy nañu war a def daal ba xeex mbas mi kon sur seen rajo Sud FM yéen a ngi seen biir émission loo ci xam ñu gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñoo ngi ci doon ànd ak ñun ak suñu pharmacie nationale d'approvisionnement bu leen ko baaxal ak tamit ki nga xam ni ñi nga xam ne ñoo di waa ONAS kon nag ci seen liggéey jëm ci wàllu assainissement ñoo ngi tamit encourager le nouveau directeur bi nga xam ni jël na fonction démb mu di donc docteur Ababacar Mbaye ñu jël ñi ci ligne bi déjà. asalaamaaleykum. waaleykum salaam yaa Seydi. waaw ñu ngi lay ziar ku baax. sëñ Moussa noo def. waaw ñu ngi lay ziar lu bari. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. naka njaboot gi. ñu ngi fi alhamdulilah. taarikala bismillah. di dolliwaat ñaan ak cant.
ñaan yal na fi yàlla jële mbas mi. amiin allahumma amiin. ñaanal groupe bi itam yal na yàlla yokk ko ay man-man. amiin amiin. ba ñi tax nu man di woote ñépp. amiin waay. seen chiffre d'affaires yokk. amiin 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 waay. pharmacie d'approvisionnement ak ña ca tegu ñépp. amiin amiin waay. Moussa xam nga dañuy wax ne bari wax ju bari waxaat du bari wax ju jeexul la. dëgg la. gis nga mbas mi fi mu nekk ku tiitul rek sa nite des na. waaw ñu ngi lay dégg. ku tiitul rek sa nite des na waaye dama yaakaar ne taal bu too tàkk boor bu nekk nga ko war a xambe. dëgg la état baa ngi def. dëgg la. kenn waxul ne def. waaye def dafa am ñoo xam ne ñii da nga leen ci war a boole. soppi di waxtaan gën a yaatal waxtaan wi. pourquoi pas ñu am nañu ay bàjjeni gox. waaw. am nañu ay délégué de quartier. oui. am nañu ay conseils municipaux am nañu ay maire. dama yaakaar ni waroon nañu mën a tas yëf yi ci biir quartier yi. bu ñu ko tasee. maire bi jiite loola. oui. ak dispensaire yi nekk ci localité yi. centre de santé yi. centre de santé yi waaw. kenn ku ci nekk ñu jox la ay moyens. gox ba nga nekk sur le fait même ñu def ñu xaar ba nit ki feebar di ñëw. parce que ki yor feebar bi di dox ak moom te xamu ko. moo xam mag la moo xam xale la. te Moussa koo gis muy dox ci dëkk bi mu ngay dox ak feebar moo xam xale la moo xam mag la. dëgg la. mu ngay dox ak feebar. ndax feebar yi li koy indi fi mu nekk suñu alimentation moo baaxul ba tax na nit ñi kenn waru ko. bu ko defee bu ñu defee noonu moo wax ñu def test. test yooyu danañu mën a anticiper. pour ñi nga xam ne ñuy def leen daal te feeñagul. ñu mën leen defal traitement à domicile comme ni ñu koy defee. dëgg la waaw. mais en leur donnant aussi des moyens. parce que loolu itam ku la koy defal. waaw. war nga ko mettre dans de bonnes conditions. pour que liggéey boobu mu sawar ci mën koo def ca na mu gëne. beneen ba ca des mooy ñi nga xam ne ñi aussi dañu nekk ci plateau médical bi di médecins yi xam ne ñoom bu ñu demee ba jàq ci ñoom lañ jëm si. ñoom itam ñu mettre leen dans de bonnes conditions. oui. aar leen. waxuma aar rek ci wàllu matériel mais aar leen aussi ci seen dund. jox leen fay leen pay bu baax di leen ko jox à l'heure et à temps. oui. pour que ñoom ñu bañ a soxla dara. dëgg la xam ne lépp lu ñu bëgg rek ci wàllu feebar bi danañ ko am sur place. médecin bi dootu am dara loo xam ne lii daf koy ragal. waaw dëgg la. beneen bi ci des mooy. maanaam seen prime yi daal ñu ngeen war a seen ndàmp yi prime yeeg yooyu. prime ak salaire parce que prime. chaque prime est liée à quelque chose prime bu xam na loo xam ne li boo ko deful doo am prime. waaw mais kon salaire yi. ak itam mos naa wax fii ma ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci hôpitaux yi ñu ngi ci centre de santé yi. mais Moussa dañu leen ñu nga fa nekk di def li permanent yi di def te duñ kenn embauché wu leen. te def nañ fa ay ati at am na ñoo xam ne dem nañ ba màgget fa te kenn fay amuñu bulletin de salaire. dañuy tibb rek ci nañ fay am ci ay xaalis rek di leen neexal. mais loolu aussi lu mat a régler la. dëgg la. wax ñu ngi wax mbas mi mais am na personnel de santé boo xam ne bii ñu ngi ci biir hôpitaux yi ñu ngi ci biir centre de santé yi. kenn embauché wu leen. amuñu IPRES amuñu caisse de sécurité amuñu benn protection. absolument. mais loolu aussi état bi war na ko xool parce que bu fekkee dañ koy wax ci rajo yi. mais état bi war na envoyé ay émissaires ñu dugg ci hôpitaux yi. dugg ci centre de santé yi xool personnel boobu ñan la. est-ce que ñuy wax dañuy wax rek wala li ñuy wax dëgg la. bu fekkee ni bi constaté nañ ne li ñuy wax dëgg la mais ñu réglé ko. moo gën. bis bu nekk ñu takk ay morceaux que naan damay def sitting ak damay def grève. parce que grève alerte la. préavis bi bu ñu ko déposé mais alerte la. mais bu ñu alerté nag autorités yi waruñu def sourde oreille. bañ a déglu li nga xam ne lii nit ñaa ngi koy wax ñu naan wow ay politiciens lañ dañu am ñu leen gemb dama ni. politique am na dëkk bi léppay politique. waaye nag politique buy yëkkati ko la muy wax da nga koy seet ndax dëgg la wala du dëgg. dëgg la absolument. loolu mooy li nga xam ne lii mooy li gën. alors bu ma dellu see ci mbirum transport bi ak marché yi. mais marché yi fi mu ne pëcc xoola Moussa. pëcc xoola boo duggee ci marché fi mu ne pëcc xoola. kenn ku nekk yaa ngi loo yóbbu sa kër. mais foofu aussi état waroon na wut benn équipe de médicale boo xam ne bi dañuy dugg ci biir marché yi. oto yi. mais alkaati yi nekk ci mbedd mi. mais alkaati yi Moussa man du ma noppi di ko wax. oto yi ba léegi dañuy surcharge. te kenn du ne déet.
loolu aussi lu ma ta wax la. dëgg la état bi bu dee def itam dama wax ne am na ñoo xam ne ñuy dimbali wuñu état bi te ñu ngi ci biir état bi. dëgg la ñu bañ a politiser mbir mi mbirum Sénégal. yëpp la ñu bañ ko politiser. absolument oui. waaw ñu bañ ko politiser. ku ci am ko problème politique la boo xam ne bii. donte la xëy na politique bi am na lu muy yàq mais ñu bañ ko politiser. dëgg la ñu fexe ba daal ñu def loo xam ne lii. Sénégalais yëpp daañu ci gis seen bopp ndax itam tant que feebar bi jógu fi. damay nit ñi duñu mën a liggéey. seen i xel du mën a dal. am na ñoo xam ne dañuy stressé ba dañuy far feebar. dëgg la. waaw ñu ngi jégalu bu baax ndax. ñu dugg ci nag yëpp xëyul ci. jërëjëf sëñ Moussa ñu ngi léegi la sant. seen rajo Sud FM 98.5 ñu jël ñi ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Sud FM. waaw Sud FM la waaw. 98.5. El Hadj Moussa Thiam. naam. na mu la de. maa la raw bisimilah. man la sa jarbaat Tade Adama Dione. waaw sa sëriñ a ngi nii sama kanam. maa ngi koy siyaare ba di ko nuyu ba mais Adama Moussa. naam. xam nga mbirum feebar bi xam nga sa plénière ba la état bàyyi occasion bi xam nga li tax. plénière ba maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñoo woon organisé dañu organisé wut. di nga laaj di nga nit ñi di war a wax sa xalaat nii maa ñu ñëw di wax sa xalaat. maanaam journaliste yi dañu ñoo xeeb état bi xeeb ñi te ñun maanaam li dox si réew mi ñun ñoo ko xamal ak Moussa. ah déedéet waaye kenn xeebul kenn xalaat du ku nekk baax na an kay yow kan nga mës a gis ba groupe wax sa xalaat journaliste toog ci plateau invité ko moom ñu xool ba xam moom li may wote askanam ndax am na wala amut journaliste bi deen ko def. maanaam ci parce que bawal moo nekk ci biir askan wi si lay xëy si lay gont. waaw man mi di wax si askan wi laa xëy si laay gont. waaw lu may jël si mbedd mi ak li nga xam laa jël si biir askan wi moom laa jël boole ko wax ko si rajo bi. waaw mais loolu tamit liggéey journaliste la léeg-léeg day dox ci mbedd wi xool lu mu wala moom tamit noonu lañ koy xibaare rek mu dem saytu ko mbir mi après daal di koy. waaw d'accord naa ci li wax mais dama ne la par exemple yéen tey lu ngeen xam-xamu dëkk bi yéen journaliste yi. te yéen seen plateau yi tey. je pense que dinañ si waxtaanaat ci fànn. waaw mais fi laay bëgg ne ba tey si mbiru feebar si laay ñëw rek di nga marché yi Moussa. marché yi Moussa naa ñaan gouvernement yi Moussa li laa gën nañ bàyyi nit ñi liggéey Moussa. économie réew mi dafa daanu waxoon naa la ko fii keroog. na la jaay ko di cere yi jaay ko di saa di si guddi. jaay ko di saa di guddi Moussa. ku nekk yaa ngi tëb di yóoxu te Moussa Thiam location bi wàññeekuwut. courant bi wàññeekuwut. dëgg la de. dara wàññeekuwut fii si biir Sénégal. dëgg la ma jaaxal Moussa xam nga lan la allo. maa ngi lay dégg kay. te xam nga lu ma jaaxal ci état Sénégal. man mosuma dégg président de la République wàññi salaire am. mosuma dégg président assemblée nationale wàññi salaire am. waaw mosuma dégg ministre wàññi seen salaire. mosuma dégg député wàññi seen salaire. dëgg la de. askan wi local bi ku nekk waxtu nga doon liggéey bu nekk yaa ngi juróom-ñaari waxtu. wàññi nga ñeenti waxtu yi ngay liggéey. te yow courant bi wàccul la location yi wàccul la. dara wàccul la alaji makat yi daal nañu bàyyi ñu liggéey ngir yàlla Moussa. kon la nga bëgg a wax ñoom daal seen benn payoor ñu jéem ko dimbalee gars yi nga xam ni waaw la jàpp ci. ma ne la nga bëgg ñoom seen payoor daal benn ñu def benn fisabilillah jël xaalis woowu mën koo dajale. waaw seen salaire maa président assemblée na wàññi salaire am. waaw wàññi salaire bu ko defee président bi wàññi salaire am wàññi seen ñu def ko si askan wi. waaw loolu day. nit ki rek mënoo ko téye si biir këram ba pare joxoo ko lekk joxoo ko mën a nga taxaw si biir kër gi. Moussa yàlla xam ne gis naa benn maire boo xam ne démb location gars dañu ko génne biir këram. est-ce que. est-ce que koo gouvernement bi yëg na ko. dëgg la. dama bëgg maanaam ñun ñu woote wax sa xalaat. gouvernement bi dañuy déglu moom Moussa ñun réew mi contre ñu réew mi Moussa. tam réew mënoo faa dëkk am fa ndey am fa bay am fa tiraanga dafa xëy dafa gont na ngeen ko kon loolu mënu nekk Moussa. mais décision yi ñuy jël n'est-ce pas pour askan wi la te léegi askan wi. non d'accord naa pour askan wi la mais maanaam. wax naa la fii ne la gouvernement bi dañuy jël gestionnaire bu rafet. mais dañu ko ñëw dañu koy jël teg ko ci tuwaay yi. kenn du ko jëfee. waaw. li may wax ñu tey président de la République da ngaa war a dégg. président assemblée war koo dégg ñu jëfee ko. dëgg la. mais dañ jàpp ne boo woote yëpp ab benn politicien nga boo xam ne daa yor sa kër dugg ci rajo di woote mu tax demeewul noonu. absolument. ñun dañoo bëgg suñu réew. dëgg la bawal. dëgg la. bawal. damaa dégg bi wax président assemblée nationale ak président de la République bu bi noppam déglu ko li muy wax. dëgg na xam-xam lañuy wax ci réew mi. dëgg la waaw. nañ bàyyi politicien mu tax ñu la ñuy wax ne intérêt askan wi la. dëgg la kay dëgg la. bi kii sama man damaa jël sama xaaj du jël rajo di wat la ma ne demeewul noonu ñun dañoo yar ci yar. dañoo yar ñu ñaam yar am teggin Alaaji Moussa. xam nga jarul justifié wu ñun xam nañu vraiment li ngeen di def ku nekk tamit di yëg am na kàddu ci la ñuy def. ci Sénégal moo tax ñu ubbi émission. waaw moom daal dama bëgg Alaaji Moussa. jërëjëf. alors ma ne. naam. waaw ci moom la dogee waaw kon nag ci moom la dogee
ci moom la dogee kon nag ñoom daal ñu ngi sàkku ni njiitu réew mi wala ñiy dogal nañ leen ca boole ñoom ca la ñuy wax wala décision yi jël ñu laaj leen maaleykum salaam wa rahmatulah. Alaaji Moussa. naam. Ibra Ndiaye Pikine Gaaraay moo lay nuyu. maa ngi lay fay Ibra Ndiaye. ñu ngi santaat yàlla di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. di yaare sëñ Abdou Karim Mbacké sa moom Rafet Mbacké di rafetlu xutba ajumaam dimbam bi ma ne. marché poisson dafa am lu ñu ma fa waxoon maa ngi nii ñibbi àgguma sama kër. damaa dem ba gisal sama bopp. wallaay. mais damay ñaan police nañ dugg ci marché bi marché bari fekkay lu ne mën na faa bàyyi ko. wallaay. jigéen ñaa nga dankali ko lekkay gars yi mën nañ ko yónnee ci marché indi ko ci kër gi. waaw. te masque yi ñu ngi ko takk ca sikki am na ñooñu am na ñooñu sax dañoo xuloo maanaam. dëgg am nañu ko doon wax doo police doo gendarmerie. man ko mais sa masque bi pour sa sikkim taxul. sa sécurité lañ bëgg mais yow da nga jëlee feebar bi yóbbu ko sa kër. oui. maa dem ba marché ba jël ko sama bopp kenn waxuma. kii sart bi nag am na ko wax tey la wàllu gën a ay. oui. tey la woo tey gën a ci sart mais li ma ca naqari man sama bëtama may encore. dëgg la. ab police dañ ngay arrêté oto bu si sart bala nga fukki nit ci marché. nga jël perron ne ko demal te ñëw. man damaa ne da ngay wàcce ba mu départ am nombre bu yem ci yow. doo dem. lii ci sart bi daal da ngay ñëw rek joxe sa permis dem boo dee sart ñëwaat man daal loolu daal xam na maa jaaxal. dëgg la demal te ñëw bi daal jaaxal na nit ñi si sart bi tey la gën a wàllu gën a ay. état Sénégal nag yërëm naa ko ndax da koo seqal ñu dër bopp ci ñi ma ko waraw. ah yéeme na. africain ci bari ñoo dër bopp. feebar bi day reyee. yéeme na sëriñ ci takk na seen i masque. wallaay kilifa diine wax nañu lang. te koo wax Touba mu daanu koo wax Tiwaan mu mbëkk mi te lu ñu wax duñ ko def. kon kay man ndigal lu mu jëriñ léegi. wallaay dëgg la dëgg jërë ngeen jëf. jërëjëf Ibra Ndiaye samedi yu wees la gars yi waxoon sëriñ si wax dëgg la sax naam bu nekkoon sëriñ si ñoo ngi ci woon doon wax bu yàgg waaye tamit dégg nga même ci diggante wa am na ñu yëkkati tamit seen kàddu toujours rek di ñaax askan wi ñu gën a taxaw ci fànn woowu loolu tamit bokk na ci loo xam ni ñoom tamit ñoo ngi joué seen partition ci xeex mi waaye tamit ba tey rek ñu taataan loolu lañ ci xam ci la ñuy waxtaanee asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ku baax ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay delloo nuyoo. tur beeg fu ñu woowee. bon El Hadj la Yaraax. jërëjëf suñu laaj. waaw. oui ma allo. bisimilah ñu ngi lay déglu suñu laaj. voilà ma gàttal rek ba man nu ma gis ci virus bi. comme moment période tàngaay la gënoon wàcc. waaw waay. waaw te période sedd bi dafa yokk. man li ma jàpp mooy effort yi ñu defoon ci tàngaay bi. oui. dañ ko waroon doubler. oui. maanaam raxas yeeg yooyu parce que période boo xoolee dëkku sedd yi. la gën a sonal ko dëkku tàngaay yi. dëgg la waay. kon d'accord kon damaa jàpp ne tàngaay bi ñemewu ko. effort bu ñu defoon benn war nañ ko doubler ba ñaar ba ñett. oui oui absolument. pour mu mën a wàcc. absolument. bu ñu ko deful tamit dañuy sonal suñu bopp rek. dëgg la. absolument voilà loolu rek laa si bëggoon yokk. jërëjëf Alaaji si xalaat bi maa ngi jégalu bu baax. jërëjëf am na solo. c'est important parce que aussi keroog maa ngi dégg ki nga xam ne mooy chef service hygiène muy wax ne virus bi mën a def ñett fan. donc même bu nekkee ceeg nit am na ko te maanaam les cas asymptomatiques ñeneen ak ñeneen fu mu laal buñ ko désinfecté wul loolu lépp tamit day indi problème ba ñuy sax ñoom ñuy dem di jàngal askan wi nañuy solution yu simple maanaam ci wàllu eau de javel ak yooyu ku nekk nañ ci jàppee rek comme ni sëñ Moussa wax maanaam taal bu tey tàkk moom fu ne lañ ko war a xambee 88 628 98 98. asalaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatulah. Alaaji Moussa. naam Bawol. ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay lu bëree bëri. di ñaan suñuy kàddu fekk la ci jàmm. amiin dafa la nuyu suñu xarit Alaaji Boy Diaw. suñu Mamadou Dieng. dëgg la. di jottali itam nuyoo dégg naa léegi sax damaa. émission bi dafa maa raw. dëgg la kay. mais ñu ngi may woowee fu sori di ma wax ne ma am na mbokk moo fi doon nuyu ku ñuy wax Saalum. waaw. Talibé Adama Ndione. waaw li mu wax lépp ci moom la nekk. àdduna bi moo tax lu baax wax dëgg yàlla lu baax rek suñu solo wax dëgg yàlla déglu ma ko waaye. ñaara ma woo di ma wax rek ay seede. ay yëpp ñun la rek rajo bi moom émission bi moom moo mel noonu. waaw ñu fiy jaar ñëpp mën nañoo boo ñu bokk gis-gis. dëgg la walaay ñoom ñëpp benn xalaat rek lañ am. mu jëmale réew mi kanam. dëgg la walaay. am na yàlla dogal ñëpp ko dégg te ko dégg. amiin. Moussa ñu dellusiwaat rek ci waxtaan wi. comme ni nga ko waxee tey ci ñu dellusiwaat. Moussa mu mel ni la olof daan wax moom foofu lañ ci door a toll. sikkim daal lakkandoo. léegi nag kon man li ma xalaat rek. waaw alhamdulilah rabbil alamin xam naa Moussa li muy njëkk a méttilu nag. te di ko méttilu bu baax a baax. di ko jàllale ci organes yi. mooy wax dëggante yàlla. taxawaay bi nga xamante ne moom la ñu am. ci kàddu kilifa yi. waaw wax dëgg yàlla promotion bi nga xamee daal. léeg-léeg. nit ku doy waar def ko ci réew mi. waaw muy kàddu yu kenn mënta dégg. promotion bi ñu koy jox. waaw
ak du kilifa yi yëkkatee ay kàddu. promotion biñ koy jox daal. wax dëgg yàlla xaw nañoo jaaxal. Moussa ma jàpp ne fi feebar bi toll. waaw suñ demee ba altine ba le passé. ñu ne sëñ Mountakha Mbacké. def na déclaration. ne mboolem jàkka yeeg dëkk yi. waxut jàkkaay li jàkka jumla yëpp. dañ fa toog wàcce fa alxuraan. baaloonte fa sàkk fa sarax. Moussa altine boobu li commencé 9h ba 1h ci bëccëg. waral na rajo boo jàpp. waaw ñu yebal benn croissant mu dem ci benn jàkka. ñuy jël xat mu bi wax ak lañ fa jàng ci alxuraan. nit ñi di ko dégg xamante ne promotion bii kat ki ko doon wax jàll la ci nit ñi dégg nañ ko. dëgg la mais Moussa am na rajo yoo xam ne da nga leen dégg ba nekkul jàllale ko sax dañ ko def. heure bii démb yaa ngi dégg. sëñ Mbaye Sy Mansour. waaw yàlla subhanahu wa taala gën ko fa yàggal. amiin amiin wallaay. telluwaat. ci nga xamante la ñuy wax ne ku xamut fa nga foo jëm da ngay dellu fa nga jógee. dëgg la liñ ko doon wax ak lépp ba nga koy dégg. mais ay nit la moom dellu na nag ca la ko maamam joxoon. dëgg la mooy gëm na nag ne yàlla rek a fi nekk. gëm ne nag sàkk sarax ak def lu baax ak jàng alxuraan rek a fi nekk. ndax lu ne wax nañ na ko lu ne def nañ ko te gisuñu dara. mais Moussa promotion bi nga xam te wóor ma ne ci biir kàddu yooyu. am na benn ñaanuma ko yàlla mais am na benn du ma ko ñi ma tudd erreur am na benn communication wala du ko tuddoon kilifa wax ci moom lu jaaruwul. su bëgg ñëpp def ko tiitar. rajo yëpp def ko wax sa xalaat. mais Moussa tam journaliste su fekkente nag dañoo bëgg a jàllale nan ñu dimbalee ni laay war a sóoru nuñ mën a fekkee ay baal bu saaga wala. xas bay bu saaga ñu koy def promotion nañ ñuy dimbali kilifa yi liñ ñuy wax. ñu koy joxal benn temps boo xamante ne nit ñi dañ ko dégg dëggantaan. loolu am na solo. Moussa beneen bi nga def maa ngi déglu léegi fi mu jeexale ci laay déglu ku ñuy wax Ibra Ndiaye. sama grand maa ngi koy nuyu. maa ngi ko dégg li mu wax ci marché poisson. mais Moussa. waaw marché poisson yow xam nga ko. ñaata porte la yor. ñaari porte. amul benn oto bu fay dugg te fayoo 200 francs. waaw. amul benn jigéen bu fay lal te fayoo juuti. na leen 200 ya ñore juuti ba ñor te du ma wuñ nit ñi. su leen masque yi ñore woon noonu duñ ko takk. dëgg la Moussa su ñu xëyeen jël 10 alkaati yóbbu ko buntu marché poisson. ñaar ci buntu bi ñaar ci biir. 6 yi ci des ñu jël leen dugal ci biir. dëgg la ak ku man di doon soo ñëwee bala ngaa dugg nga takk masque. ci biir marché bi saa yu ñu la gisee takkoo masque ñu jàpp la. génne la marché bi. xëy la yendal fenn nga tokk ba ngoon jot yow doo liggéey. Moussa du subaa doo fa demee ñëpp takk masque. dëgg la mais Moussa ku xam wax dëggante yàlla ku gis communication beeg lii ñu ñuy wax. du ngoon jotee nga dem marché Petersen. waaw xool rajo xool kaar yeeg. nit ñi bëccëg du heure bi doo jaaree ci jigéen ñi. fi ñuy jaayee ndékkeeg ni ñuy jaayee ndékkeeg restaurant yi. ñu bàyyi ba 21h ñu jël alkaati yi jël ko ci mbedd bi Moussa te wax dëgg yàlla doo yoreem xel te dara nag ci parparoo nekku di nga ne ñii lan lañ bëgg. absolument parce que nag wax dëgg yàlla nit la. maanaam nu ñu jëlee matukaay pour ñu assurer couvre-feu bi noonu lañ jëlee matukaay bi pour nit ñi di takk masque yi si mbedd bi. xam nga doomu aadama. waaw yàlla moo ko boole. waaw fàtte ak tayel ak fàtte waaw ak ñàkk a jox loolu maanaam ab alkaati parce que waxul alkaati loolu. mais tey diggante 11h ba midi. nga xëy tey lu commencé Colobane. waaw fi ma nekk nii ba marché Castor. nga teg fi tey lu tolloog 10 alkaati bu ñu jàpp duñu def dara. mais suñu doxee ba gis ab garam place ñu di fekk fa nit ñi. suñu leen séenee ñëw ñu leen takk leen masque ñaar ak ñett. am na góor yoo xamante ne suñu leen séenee ñuy ñëw. suñ ko defee yàlla duñ ko def suñu ñëwee fekk jigéen mais lii ma lax loolu man fi ma jaar léegi maa ngi fa romb ay jaaykatu ndékki yoo xamante ne Moussa doo leen xoolee wallaay nañu mel ak nañ fa toogee ca baaya dikk wër ko mais Moussa ñooñu suñu leen waxee leen doylee ba si Moussa kenn xamul luñ bëgg. dëgg la kon nag man li nga xamee moom laa def li sëñ bi wax daal démb man dégg naa ko te loolu laa nekk dañoo egg foo xamante ne li ma jaaxal daal te mu jaaxal ma mooy saa yi doo waxee ñu ne nañu déglu docteur yeeg waa français yeeg liñ ñu wax ak te tane wuñ ñu ci liñ te mënuñu noo wax ñun li nga xamante ne ñun loolu la ñuy wax ni li ma gëm nag mooy ki gëm alxuraan na dem ñaani parce que jot na ki nga xamante ne moo gëm biibal na dem ñaani jot na ki mën a fas na fas ki gëm ngeer ak ci na ko ñaan te li nga xam ne moom la docteur wax ku ko mën a moytu nga moytu ko te kilifa yii may ñaanaat la président de la République li mu jël dogal bi nga xamante ne moom la jël ci mandaam ne sama mandat bëggatuma ku ànd ak man wax ci la jël dogal boobu ci feebar ne képp ku ànd ak man doo fal te bokkoo ci ñi kër santé plateau boo toogati wax ci affaire feebar bi naa la daax wallaay du ko defee Sénégal yi dañu xamante ne feebar bi ma sàmb moo ko mais Moussa feek ña ngi ko ci wutal promotion ay nit yebal ay nit ñu di ko sunu toog ci plateau di ko ci waxal loo xamante ne lu mu def ak lu mu defut ngir nit ñi gën koo bëgg kenn mënta teem ñi mu nawle ñu muy wujjee yebal ay nit ñoo xamante ne lu dañu jël mbir mi jàllaat ko ci kawam dëgg la lo ñun fokk loolu ñoo xam ne Moussa beneen di ci feebar bii wax dëggante yàlla du fekkee dañuy wax rek te yàlla tax feebar bu am 1 an Moussa tey du feebar bi jeexee fekk ñetti weer waaw doo romb birig bu ñu def
bu mat 100 mètres. ñu miine ko ñu ne hôpital bii kat ci biir feebar bi lañ ko def. moo ñu ko andil. mais Moussa duñ la waxee ne la ñu ngi ci def centaine de milliards da nga def ban réew la ñu nekk. naka ni waroon naa fekk tey du feebar bi jàllee. am hôpital yoo xam ne dañ koy tuddee sax Covid. parce que ci biir feebar bi naka ni war naa ñu profité defar ay hôpital yu bëree bëri. ay doo dem Diourbel foo dem di ko gis. mais tabaxoo yëttoo defoo dara bëgg rey nit ñi kenn du wax. kenn du xalaat benn décision li ma wax la la ñëpp wax ku ko waxut nangam. mais Moussa loolu mënta nekk. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf Bawol Bawol ci xalaat woowu ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 kon nag moom ci loolu la ci xam ci la ñuy indi tey ci waxtaan mu jëm ci wàllu daal mesures yi nuñ koy fuyoo daal jéggi na dayo dégg nga ci bërëb yi nga xam ne fa la ñuy dajaloo ci bërëb yi nga xam ne mooy oto yeeg ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi nga xam ni nit ñi yëkkati nañ ko fii ci fànn woowu ndaxte nag ba tey rek mbir mi des na naam sax bu nekkee dégg nga ñoo ngi dem ba boye naan ay dañoo war a yokk tamit surveillance yi ci marché yi asalaamaaleykum waaw kooku ñëwagul ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 mooy bu mu jokko bi boo leen bëggee bokk ci waxtaan wi bisimilah. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. El Hadj Moussa. naam. Diop ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Diop bisimilah. di la nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. ñu ngi lay fay. di ñaanal ñëpp jàmm. allahumma amiin waay. di ñaan yàlla saafara mbas mi te muccal ñu. amiin. Moussa. xam nga nit ñi dañuy wax à tout moment Sénégalais yi dañuy indiscipliné. man ragal naa ni Sénégalais yi indiscipliné wuñ discipliné nañu. parce que mesures yu njëkk yi ñëpp a ko respecté. wax dëgg yàlla ñu def couvre-feu. ñëpp toog seen kër. mais loolu boo ko gisee day ànd ak ay mesures d'accompagnement. bon ak mesures d'accompagnement yi xëy na matalewul ci bu njëkk ba. nit ñi sonn ba révolté ñu daal di bàyyi ñu daal di dindi couvre-feu bi donc buñ ne Sénégalais yi dañoo yaraju ko wax dëgg yàlla mesure yu mel ni nit ki boo ko tëjee ci këram dafa am loo koy jox pour mu mën a toog ñun réew yi ñu nekk yépp noonu la képp koo xam ne mesure yi impacté na la gouvernement am na lu mu lay jox. donc Sénégal bu fekkente ne foofu au niveau du Sénégal mënuñu ñu matal tamit nañuy waxtaan ak nit ñi. bu ñu waxtaanee ak nit ñi bu ko defee daañu comprendre. waaw ndax man jàpp naa ni mu garaawee fii ñu nekk garaawu ko Sénégal noonu. déedéet waay. neewu ma nag ne feebar bi amul feebar moom lu am la. waay. waaw mais nag fii ay benn bis 600 et quelques morts. ay 20 000 ay impact kii nouveau cas. waay. foofu egguñ fa. waaw. donc dañu respecté mesure barrière yi nañ ko respecté. mais ba pare aussi ñi nga xam. nan la ñu war a def parce que gis nañ ni ci bërëb yi maanaam yi ñuy dajaloo des na naam sax bu nekkee gars yi dinañuy jéem a instaurer ay surveillance comme dans les écoles booy dugg moom di nga takk masque parce que am nañu fa nekk boo dugg classe mais boo génnee ci cours bi xale yi dañuy bàyyandiku boo demee ci marché yi ni ki mel ci oto yeeg ci bërëb yëpp mais daal mbir mi yéeme na de. yéeme na kay parce que léegi yow boo nee léegi nañ def couvre-feu. te bëccëg gi ñëpp a dajaloo nu mu leen neexee. oui transport bi gis nga nit ñi dajaloo et puis bu ñuy wàccee ngoon gi. ñëpp a ngi daw ak fitna bi nit ñi àndal. rajax rajax boobu ah. mais loolu Moussa doy na wax dañ ko war a éviter. dajaloo bi dañ ko war a éviter lépp loo xam ne groupement la dañ ko war a éviter. njàng mi aussi dañu war a ban bu nekk élèves yi ni ñuy dajal ay 80 élèves ci benn classe. loolu dafa ëpp. maa ngi doon dégg sax am na koo xam ne sax mi ngi doon wax pour bu ñu demee ne def double flux sax. double flux waaw bu ñu jàngee le matin ñu jàng le soir. waaw wàññi. ah. organisation waaw dajaloo bi. mais organisation la rek. voilà parce que am na école yoo xam ne dégg naa ndox amu fa. ah am na école yoo xamante ne sa waay situation ba ñu nekkee doy na waar te loolu yëpp photo état la. am na loo xamante ne état la war moo war a def li nga xamante ne moo war pour mën a protéger nit ñi ba pare Moussa boo xoolee aussi décision yi ñuy jël nii décision politique yi ñuy jël parce que dañuy profité ci nañu wax dëgg dañuy profité ci corona bi di régler ay problème politique te loolu du yoon di jël ay loi yoo xam ne ñëpp xam nañ ne loi yi li tax ñu jël ko corona bi taxul. te pour des raisons politiques. ah oui loolu nag la ñu war a bàyyi. il faut qu'on soit sérieux ñu xam ne lii feebar la boo xamante ne dañ ci war a jël ak rigueur. mbirum politique ñu teg ko fële. waaw xool li nga xam ne mooy intérêt réew mi ñu nekk ci. mais loi bi nan la nekkee loi politique ci corona bi tax expliquer la. waaw mais Moussa man dama xam ne réew yi ñu nekk nii.
réew yi ñu nekk moo gën a garaaw te loi yooyu Sénégal jël ñoom jëluñu ko. mais ñoom ils ont seen constitution yooyu bokk na ci jël crise sanitaire rek yooyu yëpp ak ay catastrophe gestion catastrophe seen loi mu ngi ci. waaw mais mi ngi ci effectivement mi ngi ci mais nag. ba tey fii institution yi ku nekk yaa ngi am sa pouvoir ba léegi. oui absolument. exécutif bi foqati pouvoir institution yi. absolument waaw. mais bu ko li président def di foqati pouvoir institution yi. mais ñëpp xam nañ fa mu jëm. loolu moo tax nag ñu bàyyi nag. daa am lu mu ci xëñ daa am loo ci ragal daal. ah Moussa li ci ragal ñëpp ma ne. li olof naan ku ndabin reyu sa maam. boo séenee luy ñun daw. te ñun suñ kii ñu nekkal xam nañ ba mu si toogee ba léegi lépp lu ñu def ay mbiri politicienne la. ñëpp xam nañ ko. loolu moo tax nag gars yi ñu bari xam nañu feebar baa ngi fi de mais ñoom ni ñuy doxalee moo tax ñu ne waaye gis nga ñi comme respecté wuñu dara ñun tamit nañ def noonu. très bien. loolu rek la mais ñëpp xam nañ ne feebar baa ngi fi. il faut que ñi nga xam ne ñi ñu jiite ñoo war a sérieux. et puis dañ ci war a jàngat aussi comme ni ko benn dañ ci war a jàngat xam ne ñun am nañu ay problème yu bari yoo xamante ne war nañ ko régler. on n'a pas de bons hôpitaux. oui. dëkk bi mel ni Niger. 100 milliards ci la tabax ñaari hôpital yu grand ngan di grand hôpital yoo xam ne. bii 300 lits bii 500 lits. Sénégal ban hôpital moo am 300 lits. gis nga loolu bu fekkente ne da ngay liggéey. da ngay porter ay actes yoo xamante ne ku ko gis xam ne yow kat yaa ngi liggéey. mais sunu hôpitaux yi kenn ñëpp xam nañ ne mënuñu jël yenn kii. absolument région yi y a rien. donc corona bi dañ ci war a njàngat xam ne am nañu ay failles. ñu bàyyi organisme yi nag ñuy topp rek ñu ñuy imposer seen i loi te Moussa affaire corona bi. nañ ci jàngat la yàlla daan bañ ci affaire góor jigéen ñi nga xam ne moom la ñu imposer nit ñi parce que ci alxuraan dégg naa nee nañu suñu demee ba xam ne mbon gi dafa yaatu. yàlla dina wàcc ay feebar yoo xam ne suñuy maam xamuñu ko woon. kon loolu nañ ciy bàyyi xel. très bien waaw. nañu def li yàlla bëgg. waaw yàlla dafa sàkk góor sàkk jigéen. kon nag ay genre nañ ko dindi. très bien. kon ay récépissé yooyu ñu jox góor jigéen ñi. nañ ko éliminer annuler ko ba pare criminaliser ko. man loolu laa gëm. ñu wax au niveau mondial organisme yooyu nga xam ne ñoo ñu imposé ñu ne la ñu loolu xamuñu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. àndal ak sunu diine àndal ak sunu aada. ñu taxaw porter combat bi faire face. très bien mais bu ñu nangu ñu koy imposé. jërëjëf. loolu la buñ ci bàyyiwul xel nag yàlla dina wàcce li muy wàcce rek ndax la bu bañoon ba léegi moom lay bañ de. maa ngi jéggalu. jërëjëf sëñ Diop ci xalaat moom loolu la ci xam ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na kenn ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy dalal sur seen rajo yéen a ngi seen biir émission lu ci xam. ñu jël ki ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. asalaamaaleykum salaam. sëñ Moussa. naam. ziar. jël nañ la ziar lu bari. man Assane lañ may wax. Assane Gueye. Assane Gueye waaw sëñ Assane na nga def. je n'ai jamais appelé à la rajo. oui. c'est la première fois moo woote ci rajo bi. jërëjëf. maa ngi rafetlu émission bi vraiment. jërëjëf. couvre-feu par rapport si couvre-feu bi ñuy wax nii man d'accord naa si. allo sëñ Moussa. waaw ñu ngi lay dégg sëñ Assane. waaw en fait c'est que xam nga boo gisee gouvernement bi mu jël couvre-feu bi di ko def 21h parce que boo gisee ne la nuit mooy gën a am mouvement. sinon nga gis boîte yi ak yeneen secteurs yi mooy gën a am mouvement par rapport ak suba gi. loolu tax gouvernement bi man je pense à mon avis quoi là ñu gis naa ne li mu def noonu la mais li des mooy organisation. parce que d'ailleurs j'ai entendu il y a quelqu'un qui wax ne si mbirum kii marché poisson. d'ailleurs man tey suba jaar naa fa di vérifier di xool. mais gis naa ne nit ñi dañu dugg ak génn masque yi nit ki da ngay gis ku sol masque police bi ñuy wax ne. mu wax kii bi nit ki ne ko solal masque. bu police wane ginnaaw bu dindi masque dafa forcé. absolument oui. mënoo koo forcé ne ko da ngay def parce que problème bi mooy organisation bi. recette boobu di génnee foofu noonu si marché bi. xam naa ne moom la ñu bañ a ñàkk noonu xaw na lu tax nag quoi parce que jour bi nga xamante ne bu état bi fait comptabilité dina gis ne lii dina am benn so bu mu koy dikkee som boobu lay bañ a wàññi. mais mun nañ réorganiser waat de sorte que marché bi mu am yenn limite de personnes yoo xam ne ñu fay dugg wala ñu xool yenn jours yoo xamante ne dañu ubbi marché bi permettre nit ñi dugg. je pense que loolu suñ ko defee dañuy gën a organiser rek mais gis naa ne daal vraiment. mën nañ si génn daal.
d'accord mën nañ si génn waaw jërëjëf sëñ Moussa. jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay gërëm sant ci sëñ Assane Gueye ci moom loolu la ci xam ci situation donc bi ñu xam ñu ngi xaarandi yenn auditeurs yi donc sur seen rajo Sud FM si vous êtes bu nekkee ba ngeen bokk ci waxtaan bi ci 88 628 98 98 te ñu waxtaanee rek ci li nga xam ne moo di bërëb ñuy dajaloo yi ñoo ngi wax ci marché yi ñoo ngi wax tamit ci bërëb jàngukaay yi ndaxte nag ca école yeeg ak yeneen yi nga xam ne boo ci biir oto yi daanaka daal mbir mi nit ñi dafa melu daal léeg-léeg da ngay gis ku tàgg masque waaye nag ca sikkin wa la koy teg kon nag loolu ak yeneen yi nga xam daanaka daal dajaloo gi bari na te affaire yi ñu ngi gën di graaw mais engagement ci askan wi waaw wala tamit nguur gi lu mu war a def ak ñeneen ku nekk taxawaayam ndaxte gis nañ ni dëgg lay jamono sax ku nekk nga ci doon dugal sa loxo kuréel yi bari woon nañ lool di sensibiliser di wax di kër ni mais daal dafa mel fu mu ne nii daal dañoo xaw a tokki ci fànn woo ko ñuy laaj rek lu ko waral ak tamit lan la ñu war a gën a mën taxaw ndaxte nag saa su ne rek mbir mi di gën di tar ci tey rek li mu tey bi ñu ngi wax ci 342 cas donc kon nag loolu mu doon loo xam ni kon moo ngi law jéggi dayoo 88 628 98 98 boo leen bëgg bokk si waxtaan bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi na nga def. ñoo ngi sant tur ak fa ñu woowee. maa ngi tudd Mohamed Ndiaye di leen wooyee Dakar Liberté. bisimilah sëñ Ndiaye. waaw maanaam affaire bi moom ñëpp gis nañ ne vraiment mi ngi jéggi dayoo suñu telloo tey ba ay 300. suñu moytuwul léegi ñu ngi dem ci ay 500 wala 1000. oui. je pense que effort kilifa yi liñ ci wax. depuis 1 an. kenn mënut a wax ne déggu ko wala xam ko. muy kilifa nguur gi muy kilifa diine yi. ñun nag ci suñu bopp sénégalais yi ñun ñoo war a def suñu fulla xam ne feebar bi comme amul lu ñu ciy aar amagul lu koy faj feebar bi nit ñi dong lay topp dëgg la fi nit ñi dugg dong lay dugg dëgg la li moo ci am feebar bu toll nii lëmbee nii àddina wala ñëpp dañuy toog benn yoon mu indi yeneen problème li mu dund problème muy tax xam nga ne ñun suñu réew yi attañun loolu wala boog ñu fexe akas néew nit ñi seen ay activités ñu continuer di ko dox mais nag ñu def tuuti xel ci ni ñu koy doxee absolument ñu conscient tuuti ci suñu bopp ak ci ñi ñu dëkkal sol masque wax dëgg yàlla ci jamono bu toll nii suñ ci toppee di neexal nit ñi ak di leen dóor wala di leen xoqatal pour ñu sol masque je pense que waruñu woon toll foofu parce que vraiment depuis 1 an ñëpp xam nañ ne dañoo war a aar suñu bopp aar ñi ñu dëkkal aar ñi ñu àndal kon ngir yàlla dañu sol masque loolu problème de responsabilité individuelle la rek nit ñi tollootuñ fu ñu leen war a neexalee wala di leen saxal ay bong pour loolu d'accord maa ngi jégalu jërëjëf Mohamed waaw wax dëgg yàlla yaa ngi ci wetu marché bi de maa ngi dégg masque 100 francs waaw kon nag xam naa jaaykatu masque yi dëgg la seen traite la kon nag ci fanu ñu xaar tamit bu baax ñenn ñi nga xam bëgg nañu bokk ci waxtaan bi ci masque yi moom mu ngi jar waa macha allah waaye gars yi ñu koy jënd teg ko ci sikkim bi wala léeg-léeg ñu dëgg ci yenn bërëb génne ko fàtte koog yu mel noonu waaye tamit surcharge yi ci oto yi ak ci yeneen bërëb yi est-ce que loolu tamit dina mën a régler problème bi kon nag ak yeneen i jafe-jafe yi nga xam ne daanaka daal ñoo ngi ci marché yi dëgg la kee nee na bon bu tax mu ànd ci couvre-feu nee na daal muy boîte yi des trucs comme ça waaye tamit moom si xaymam jàpp na ni donc lim bi fay dem xaw naa takku waaye tamit lim bi dem tamit ci marché yi bërëm yi dajaloo ci bëccëg bëri na waaw kon nag mu doon ñaar yoo xam ni kon ñu dégtal leen lii daal di continuer waxtaan bi sur seen rajo Sud FM. émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement
ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM yéen a ngi seen bi émission lu ci xam kon nag tey ñuy waxtaanee rek boo tey di wéyal waxtaan bi ndaxte nag situation ni ki mel moo tax moo ko waral boo tax ni ngeen déggee situation bi tey maanaam situation du jour bi ak li nga xam ne tamit moo jëm ci wàllu taxawaay askan wi ca nañuy defee ak xeex li nga xam ne moo jëm ca mbas ma kon nag mu doon loo xam ne daanaka daal décidé ñu kon ñu jël ki salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. El Hadji Moussa. naam. na nga def waay. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. kii Ibra Wade la. Ibra Wade waaw. ça va. Ibra Wade ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar da koy tey. sant yàlla taarikalla waaw Ibra Wade bu contraste. contraste waay. waaw yéen nekk ci transport bi bisimilah. waay na ngeen def. ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. Moussa dégg naa li nga wax léegi moo ma tax a dugg paax. dangaa wax lu am importance. gis nga oto yi. kenn contrôlé wu ko. waay. su la robbee yow sa yaram day daw. dëgg la. parce que oto yaa ngi fee taxaw. te itam amul benn oto booy gis ci réew ñu arrêté ko. wallaay. di contrôler masque. ñii dañ koy def ci sikkim bi comme li nga wax. am na ñoo xam sax duñ ko takk. est-ce que. loolu nag dañ ci jóg problème bu oto yi daal tant que jóguñu ci. waay. man jàpp naa ne jógaguñu pour défendre nit ñi. parce que weccas neku bi gis nga même arrêt yi Moussa. waaw. loolu dañ ci gën a bàyyi xel même arrêt yi. waay. gis nga tata bi bu ñëwee jub si arrêt bi. su waree wàccee ñaari nit. fukki nit ñooy approché ci kii bi ci porte bi. dëgg la. ñi war a wàcc sax duñu am fuñ jaar pour wàcc. te loolu dafay waral nit ñi jaxasoo bu ëpp boo xam ne bii te ñaari place donc lay am wala benn. dëgg la. loolu nag nit ñi war nañ ko mën a taxaw wala police taxaw fa xool ñi am masque. ak ñi amul masque. oui. en tout cas daal doy na waar daal oto yi daal man sama yaram daw na ci. moom laa gën a gis moom laa gën a siiwur moom laa xam. am na solo mais daal sama yaram daw na ci biir dëkk bi ni oto yi jonjonte quoi. d'accord yow est-ce que yéen ñii ngi yor ay kuréelu maanaam syndicat di ngeen ci waxtaan si seen i ñooñ ak yooyu ngeen ne waaw waxtaan xam ne situation bi ni ki mel nag da ngeen war a soppi doxali nag ni ki mel. waaw xam nga loolu dinañ ci waxtaan. mais yow xam nga ni transport dafa bari ay pàcc. waaw dëgg la. parce que boo xoolee lu mel ni tata yi. ci urbain bi. tey moo gën a ne plus interurbain bi nga xam ne ñun moom lañ gën a suivre nii. waaw. tey garage boo dem dañuy teg mesure d'accompagnement yëpp. ba pare ci biir itam. duñu nangu kenn koo xam ne kii day dugg ci oto bi ñu amul masque wala nga nekk ci biir. parce que fi ñu jëm comme dafay sori. waaw duñu permettre kenn nga ne ci biir dindi sa masque. boo ko defee sax même client bi nga neen dal moo lay dénoncer. waaw. parce que waaw mais nag fii xam nga Dakar yooyu mënu fi am. waaw mais war nañ ci gën a jóg boo gisee ñu ciy wax nii itam ñun ñëpp benn la. dëgg la kay dëgg la. ci chauffeur bi dawal oto bi mënut a contrôler loolu. oui absolument borom oto bi nekk ci kër bi mënut a contrôler loolu ci biir dëkk bi. kon police ñoo war a taxaw ci arrêt yi comme ñu ngi monté fépp. oto bu ñëw ñu arrêté la xool liñ lay contrôler ñu contrôler nit ñi ne ci biir oto bi est-ce que seeni masque ñu ngi ko respecté wala respecté wuñ. loolu moo am importance quoi. dëgg la ñu ngi lay jaarale sant yi. voilà kon nag di jàll sëñ Thiam mi nga xam ni waaw ñu na bokkoon waaw mooy ko wàññikoon keroog ca ndaje li nga amoon ca ministère du transport kon nag sëñ waaw bokkoon ci kuréel gi ñu ngi leen di gërëm de sant kon ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na keneen ku nekk si ligne bi sur seen rajo Sud FM yéen a ngi seen bi émission lu ci xam te nag ñuy waxtaanee ci li nga xam ne moo di daanaka mesures yi léeg-léeg nu muy amee jafe-jafe ci li nga xam ne nag moo jëm ci fànn woowu ndaxte nag gis nañ ni léeg-léeg daal mu doon loo xam ni ci bërëb yi ñuy dajaloo kon nag naam sax bu nekkee ñu ngi jël lépp loo xam ni ay mesures la loolu nag moom nañ koy wax ndaxte nag léeg-léeg ñu dem saytu mbir moom waaye nag ñe ko war a appliquer léeg-léeg mu desandi ci ñoom kon nag dafa mel daal nit ñi gën a ñu ko xam maanaam daal mbir mi dañ koo xaw fuy ci fànn woowu kon nag mu doon loo xam ni ñu bëri daal ñu ngi ci am njàqare ci fànn ki mel ndaxte nag loolee jàpp nañ ni est-ce que bokkul lu gën a taral mbir yi ndaxte nag ci bërëb yi nga xam ne moo di jënd meeg njaay meeg ak ci bërëb yi nga xam ni moo di ci li jëm ci wàllu li nga xam ne moo di transport bi dégg nga sax léeg-léeg ñi nga xam ne ñooy si wàllu transport sax ñoo ngi koy reconnaître ak ci yi nga xam ne moo jëm ci école ba naam sax dem na ba ñenn ñi nga xam ne ñoo di syndicats yi ñu ngi proposé nu ñu war a soppee doxali nag ni ki mel ak yooyu pour rek li jëm ci wàllu wér-gu-yaram ko ne asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ku baax ñu ngi lay nuyu.
ñu ngi lay ziar bu baax sëñ Moussa. jaajëf. ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm. jaajëf. ci liggéey bi ngay defal Sénégal. Moussa yow da nga bokk ci ñi nga xamante ne dañuy tabax ñi nga xamante ne dañuy defar ñi nga xamante ne dañuy dolli ci Sénégal duñu wàññi. sa émission bii ngay def am na njëriñ Sénégal am njëriñ goo xamante ne dañ ko waroon di enregistrer di ko jébbal njiitu réew mi ba pare yaa ngi ci ànd ak yar ànd ci ak ngor. vraiment man témoignage boobu laay def ci dolli beneen témoignage ndax man dama di sa jarbaat. nga fekkoon ma bis ma nekk ci jafe-jafe bu doy waar. dama koy wax nag rajo laa koy waxee ñëpp dégg ko am choc ak sama oto bàyyi sama saak sama kër yoruma benn dërëm waa ji de ma laaj xaalis par force mbaa ñu yàq oto ba. moom mu tàng dugg sa jël sa loxo. dugal sa biir poos génnee xaalis bu bare waaw. woo chauffeur bi dugg ak moom ci oto bi fay ko ne tir dem ca yoon. waaw loolu nag dama koy seede Sénégal ndax def nga loo xamante ne lu yombul boobu ba léegi gisante wuñu boobu ba léegi déggante wuñu te bu la neexoon tam nga romb rek masqué wu ma dem wala nga nekk fay def ni Sénégalais yi waaye vraiment daal Moussa xamal ni amal nga njëriñ Sénégal ñun famille bi yëpp kontaan nañu ci yow. président de la République dafa war di déglu say émission tous les jours. et yow ci sa bopp dama jàpp ni war nga nag xalaat bind benn livre kat. ndax réew mi li nga ci xam ak li nga ciy déglu ak li nga ciy jot. Assemblée nationale war nañ di la consulter saa su ne. maa ngi lay gërëm di la sant di gërëm waa Sud FM di gërëm kilifa yi Sud FM yi di leen xamal ni daal vraiment. bég nañ ci yow kontaan nañ ci yow. jërëjëf waaye El Hadj Abou Guèye li nga ma doon nag moom waaw moom day jiite kuréel yu am solo kon nag ca banlieue bi ak ci Sénégal yëpp ci àdduna wërngal këpp kon nag moom tamit taxawaayam tamit ci ndaw yi am na solo trop li muy wax yëpp ci moom ne seen rajo ñu jël ñi ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw sëñ Moussa. waaw ku baax na nga def. Abdoulaye Ndiaye yëmbal ça va. Abdoulaye Ndiaye ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar. jaajëf alhamdulilah. di la félicité bu baax ci émission bi. jërëjëf comme ni ko waa ji waxee ki génn léegi. donc c'est très important. parce que bu de donner la possibilité aux gens d'exprimer li ñu yëg. te lu bénéfique la quoi parce que day jëriñ réew mi. absolument. pour couvre-feu bi moi je suis entièrement d'accord. bien que peut-être bu mu mënoon aménager heure bi nangam. oui dina ci baax quand même. mais li gën a am solo. maanaam yokk ko ba ban heure mooy les mesures barrières. gis nga da ngay déplacé wu nga dem ci yenn services yu bëri. léegi boo demee du la jox sax gel. oui waaw masque nga dugg nangam ak nangam man dugg naa benn service di fay. mais dugg naa ba ci biir ba fay ba génn mais kenn joxuma gel. oui ok waaw donc boo demee fu mel ni Seras. da nga fay dugg léegi du la jox gel. waaw ñu bëri duñ takk masque. waaw c'est ñoom si loolu mais loolu c'est pas sérieux c'est pas normal. waaw dañu war a delluwaat comme ni ñu defoon au départ. marché yi ñu leen di tëj ay heures. ay jours yoo xam ne duñu ubbi. ñu waaw renforcer dispositif de sécurité bi. seen yeeg affaire yooyu. lavage des mains. parce que loolu mooy accompagner le couvre-feu mais boo defee couvre-feu te loolu amul. oui waaw c'est vrai catastrophe la parce que bëccëg bi nga xamante ne. kenn tënku leen mais si la affaire bi tasaare. absolument loolu la. te ñun amaguñu la situation réelle parce que amuñu dooley def test en masse. oui ay 2000 ak ay nangam ak nangam mun a fekk test sa 3000 wala 4000. ci Sénégal gépp mais loolu ñun on est très limité. oui c'est vrai on a passé moyen là on est sous-développé. waaw donc la situation là reflété wu réalité bi parce que bari na ñoo xam ne xëy na ñu ngi feebar bi mais kenn testé wu leen. dëgg la. waaw donc il faut que ñu renforcer ces mesures là. absolument oui. waaw loolu c'est important takk masque yi. lavage des mains distanciation yi. parce que transport bi ñu ko ubbee. ma dégg ñu naan day def kii comme booy dugg ci avion yi def liste yi. waaw waaw mais. loolu fu mu toll bàyyi nañu ko yàgg na dañuy jël mesure. application loolu suivi loolu mooy suñu problème ñun Sénégal. dañuy jël mesure tey léegi mesure bu baax ñu ëpp tàccu. mais bu demee dans une semaine 2 semaines. affaire bi am relâchement kenn am doo mbir suivi. mais loolu moo am. chaque fois boo duggee si boo demee si kii sama oto laa yor mooy gis oto yi mais dañuy surchargé ba taxaw ba taxaw. oui oui quand le ministre dit que Ndiaga Ndiaye ak super. waaw kenn du taxaw.
oui mais Ndiaga Ndiaye ak super war noo taxaw. déedéet musul war a situation normale war noo taxaw. oui absolument war taxawal kay peut-être Dakar dem dikk day wax. parce que ñoom ay place aménagée. mais Ndiaga Ndiaye ak super. war noo taxawal Tata sax la limite am nañu mën nga ne mën na noo taxawal parce que c'est prévu am na espace pour civil. oui mais Ndiaga Ndiaye ak super. warunoo mën a taxawal nit. c'est pas possible. oui waaw loolu mooy problème bi quoi donc vraiment. kon jàpp nga ni effort yi nga xam ni ñu ngi koy def ci guddi gi bu ñu góorgóorlul si bëccëg gi kon loolu day nax saay. mais guddi gi. effort maanaam effort yi ñuy def ci couvre-feu bi. mais tout à fait day nax saay. waay doo am sens. oui parce que loolu def nañ couvre-feu. mais yaa ngi gis cas yi di yokku nangam ak nangam. oui absolument mais loolu parce que dafa am lu ko ji. dañoo war a xoolaat soppali waaw xoolaat saytu ko tuuti quoi xool. mais c'est ça. loolu mooy problème bi parce que la partie bi nga xamante ne moom la couvre-feu bi di jël. boo jëloon bis bi nga xaaj ko ci 3 parties. oui presque 8 heures de temps wala 7 heures de temps. absolument. waaw mais donc 14 heures de temps wala 15 heures de temps yi yëpp. donc catastrophe foofu lay amee. absolument d'accord. donc il faut que ñu renforcer foofu. lavage des mains gel alcoolisé bi. mais ak le port des masques. ñu respecté que. partout. loolu bu ñu ko defee affaire bi dina wàcc. mais dafa couvre-feu. dafa affaire yooyu préalable yooyu. c'est vrai absolument mais c'est mu ngi mel ni kii sànni si géej loolu amul njëriñ. dëgg la jërëjëf amul njëriñ quoi donc nanu renouveler c'est bien le couvre-feu. mais nanu ko booleeg des mesures barrières. oui. waaw loolu mooy indi efficacité bi. dëgg la jërëjëf sëñ Ablaye. ñu ngi lay doon sant sëñ Ablaye Ndiaye ci intervention bi kon ci fànn kon ñu xaar keneen ci ligne bi ba tey lu mu ci xam la ci wax nag jàpp na ni li nga xam ne mooy doog nañu jël ci guddi gi bu ñu ko accompagner ko nag ak mesure maanaam nag sax ñoo ngi koy jël mais faire appliquer nit ñi ñu tënku ci loolu mooy jafe-jafe bi kon foofu ne lañu war a def wala est-ce que dañu war a créer parce que police mënul nekk fépp waaye tamit est-ce que tamit xaalis woowu ñu ciy wax mënuñu si def benn brigade sax de sensibilisation loolu tamit mën a liggéey xëy la xëy ñu mën a créer la même bu nekkee contrat 3 mois boo ci amee aslëf ab weer bon même boo dóor nit sax nga naan ko waaw di rappeler nit ñi def leen lii loolu tamit war nañ si gën a taxaw loolu nekk benn waay moom ma ko envoyé message léegi nii ne daal loolu war nañ ko taxawee bu baax a baax ndaxte loolu tamit création d'emploi la en même temps dina porter di gën a sensibiliser nit soo rombee nit rek ne ko rappeler ko ne ko takkal sa masque ñu jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. maa ngi fi rek Moussa Thiam. naam. sëñ Moussa na ngeen def Alaaji Moussa. waaw. vraiment maa ngi lay dégg sax macha allah mbaax rek am solo. waaw am solo ñu ngi xam naa ni waa ji li muy wax sax boo dégloo nit ki rek nga xam ni bëggoo sax mu wax ko. dëgg la jërëjëf am solo waaye dañ ne boo defee ngir yàlla moo lay fay. boo defee ngir leneen nit leneen ngay am. dëgg la yàlla baax na jërëjëf. te boo amee seetlu la plupart gars yi dañoo lâché. te lâché bi li ko faral di indi. oui man damaa tiit xam nga lu tax ma tiit. parce que dañ daan wax naan ku répété rek loo jiim da nga koy xeex. dëgg la. xam nga yàlla bu la naree rey da lay nëbb li nga xamante ni tey moom moo lay war a jël. moo la war a fekk man wallaay dañuy damay toog ba caag ma ne lii ndax dafa nar a tukkal àdduna. est-ce que. parce que dañ daan wax naan ñun dañu doon sensibiliser ñu ni choléra bu 400 personnes. ñëpp di defar kenn ki rek taxaw bàyyi bu bàyyee rek dina ko contacté. waaw chaîne bi quoi waaw wallaay dëgg la. te boo xoolee tey système bi ni ñu koy expliquer ak ni muy doxalee. nga xool ni vraiment gars yi ci boppam. dafa am démb rek dama am ku may laaj mu ne ma affaire bi amul quoi dañ ko créé ma xool ba ci yàgg ma ne kooku da nga ko waroon yóbbu da nga rencontré ak moom bu ñu la waxee da ngay dëgër bopp doo ko gis. da nga ko waroon yóbbu police. mbir suñu borom la yàlla moo la koy nëbb. dëgg la. bu ko defee nag ñu war a ñaan rek xam ne moom moo ko fi indi woon moom la ko indi yàlla na ko delluwaat. dëgg la ko di defar téeméeri defar kenn yàq seen biir loolu. waaw ko defaat moo tax vraiment même bu fekkoon jeex Sénégal te jeexul ci àdduna bi. ñun dañuy am problème. vraiment ñu ngi ñaan yàlla mu ko fi indi woon daal mu jëlee. amiin jërëjëf ku baax fa ci fano kon nag dëgg la ndaxte chaîne bi moom waaw loolee ku ci dog rek mën na indi jafe-jafe ci fano kon nag loolee ku nekkoon na ci mën a taxaw bu mu dogee sa wet daal loolu tamit dina mën a dimbali ñëpp asalaamaaleykum. maaleykum salaam. suur bi ak fu ñu wooyee ku baax. na ngeen def boy. alhamdulilah. man maa ngi leen wooyee Géejawaay ma dama bëgg a leb pour bi. nga ca bisimilah ajaratu. na ngeen def boy. ñoo ngi sant bu baax. émission bi am na ku dugg sànq. dafa naan ne dañ kaa war a bind livre wala nga def ko président Macky Sall di ko dégg. déet jox naa ko gars yi ba bindkat yi ñu bind ko incha allah jox. waaw loolu dafa war a am. dafa war a am ndax li ngay wax. ñoom ñoo ngi koy déglu di ñoom. waaw déedéet man damaa foog ne dégluwuñu ko. ñoo ngi koy déglu lay. waaw
kon nañ ci jaar. ñu bañ a. waaw su bas bi yàlla nañu yàlla musal. allahumma amiin waay ajaratu. dafa am man docteur la man mi di wax. ah d'accord ma la wax ban tur la. dëgg la waaw. waaw. mais. affaire bi pour ñu mucc ci. dañ ñoo war a góorgóorlu te dégg li ngeen di wax. ndax am na solo trop. dëgg la. waaw sonn nañ de. waaw. waaw ñu ngi leen di ñaanal nag. dëgg la ngeen góorgóorlu ndax ñu gars yi mën a dégg. dëgg la mais traitement domicile yeeg yooyu nan la ñu war a gën a taxawoo ndaxte am na ñoo xam ne ñoo ngi koy moom ci kër ga di fajoog yooyu la nga leen di conseil yooyu noonu xanaa ji fagu seen njaboot yi rek. waaw. waaw di désinfecté. ba pare kii bi dafa des. décentralisation traitement yi ak test yi. waaw. ñoo des. ñu ko décentralisé woon. waaw def test de masse. fii ak 15 jours affaire bi day dañ ci. ah oui ñu def benn protocole bi. waaw. d'accord loolu benn solution bi may joxe la. décentralisation rek ñëpp mën a def test bi même dans les pharmacies. buñ ko mënoon defee foofu. waaw lu leen jaaxal ñu yóbbu ko ci nga xam ne ñoom ñooy spécialiste yi. waaw 15 jours day dañ Sénégal. d'accord mais dama jàpp ne ñoom bëgguñ mu dañ ci. te ñu ngi lor ay njaboot nag. ñun surtout ñun. loolu laa bëgg a wax. kon jàpp nga dañoo war a yaatal test bi ci bërëbu maanaam pharmacie yi ñu koy jaay ku nekk mën a xam sa mbiru bopp daal. voilà mu ngoog. waaw mu ngoog boo eggee dañ la koy defaral. te docteur a fa nekk. comme ñun waaw. d'accord. boo eggee ñu defaral la. léegi résultat yi ñu am foofu yëpp ñu yóbbu ko. waaw. waaw loolu daal laay ñaan. d'accord waaw lu am solo la. kontaan na. jërëjëf ajaratu kon ci intervention boobu kooku dégg nga nee na moom daal ñu décentraliser li nga xam ne moo di nag test yi su ñu amee test dinañ mën a xam tamit xayma kon dafa mel ni rek dafa fekki sëñ Ablaye Ndiaye bi génnoon sànq doon wax ni vraiment tamit amaguñu chiffre maanaam exhaustif ci li ci jëm ndaxte nag ay 2700 ay test bi donc yaatoogul ba tax ni mbir moom waaye nag teewut kii. loolu la jàpp ni daal bu ñu ko joxee ci fànn ñoo ngi koy nuyu ñoo ngi lay nuyu Oustaz Mbaye ñu jël keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 yéen si nañ seen biir émission loo ci xam. ñu way ci réew meeg li koy demee kanam. réewum Sénégal jàmm neex na lu wey ci réew meeg li koy doxal réewum Sénégal jàmm neex na nañ toog te diisoo du mooy li gën dañuy toog di waxtaan loolooy jàmmi réew mi. voilà ñu xarandi mbokk ñi bëgg a bokk ci waxtaan bi ci 88 600 rek wax na mu ca la ma ci xam ndaxte nag bokk na ci ñoo ngi annoncé sax ni mën naa jàpp ni boo mooy tamit ñu jël cee dogal jëmale ko tamit ci marché ak yooyu yëpp waaye tamit est-ce que jot na ndaxte fa ñu toll ci mbas mi est-ce que tamit ñoo ngi ajouté tamit ni école yi est-ce que tamit duñ ko xoolaat ak ñu mel doxalin ba ca war ak yooyu yëpp ak bërëb yi nga xam ne ci marché yi loolu daal ba ci sax biir oto yi naam bu nekkee dogal gi jël nañ ko ba pare waaye nag foofu moom daanaka daal dara jëluñu ko fa maanaam ci matukaay pour rek ñuy régler situation bu kon ba tey rek ñuy xaar mbokk auditeurs yi ci 88 628 98 98 si seen émission loo ci xam asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax ñu ngi lay nuyu. waa ñu ngi lay dalal. tur bi ak fi ñu woowee. ñu lay sant di la gërëm ñu lay ñuy woowee Tivaouane Peulh. waaw dëgg la. jërëjëf na tur bi. jërëjëf. xanaa sant la gërëm la rek. yu wane ne kontaan nañ ci émission bi sopp. jërëjëf. seen participation ci Covid bi tamit rafetlu nañ ko. parce que ñun dañuy déglu si bi tout le temps. mais émission bi moom vraiment bi nga ko waxee noonu ni ko nit ñëpp waxee noonu la ñun ñëpp ñu war a mobiliser wu xeex affaire bi. xeexandoo ko ñun ñëpp. ka xalaat suñuy njaboot. école bi aussi war nañ ci xool nañ xool nan la ñuy def. comme lii am na lu am te musta am il faut ñu def lu ñu musta def. waaw. loolu mooy problème mu réew mi. mais problème bi ñu am école bi man surtout école parce que ay njaboot la woon dañoo yor suñuy doom ñu koy dem école di wàcc. di ñu ci kër yi. ñun lu ñu fegu
est-ce que xale yi buñ demee ñoom dañu fekk comme ni ñu fekkoo. ñun lu ñu mën rek mooy jël leen raxasal leen utal leen gel utal leen masque utal leen mais li ñuy affronté wu ci biir école bi. ku ne xam na xale. dëgg la mais est-ce que école bi aussi mënuñoo xool benn planning ñuy def ñii ñu xëy. ñii ñu gontu. ñoom ñu waxtaan ak enseignants yi. mooy ñuy def feneen ñu jéem kool joxaat moyens yi ñu jox ko enseignants yi xam nga. ñu seet ñu ñuy waxtaan ak ñoom moo xam ne école bu ñuy xaaj ko ci digg bi. ñuy xëy lendemain ñu def lamu ji ñu koy def noonu ñii di xëy ñii di gont. su mënul nekk loolu tamit ñii dem tey ñii dem suba. su ko defee kii boobu wàññeeku ci biir ñu xool nan la ñuy waxtaan ak enseignant parce que aussi xool def loolu lu mu mës a def. nga defal ko xañ na loo ko mësul defal. dëgg la loolu lépp waxtaan la. ñoom ñooy xool nan lañ ciy waxtaanee ba déggoo ci. absolument parce que loolu lépp ñun ñëpp pour ñu jàppandoo. pour xeexandoo affaire bi pour mu jóge fi la. dëgg la dëgg la. xam nga temps bu gàtt la comme ni kooku la woo léegi wax jóge wootee géej waaye ni mu ko waxee. noonu la ñooñu docteur yi. ñun ñuy dimbali aussi ñuy dugg ci biir affaire yi. di wax. parce que ñoom xam nañu fi affaire bi nekk lépp. même bu ñu xamul lépp it parce que mbir mi mbir yàlla la bu ñu xamul lépp it am na lu ñu xam ñun xamuñu ko xam nga ñun luñ ci mën a wax mooy moytu leen. dëgg la dëgg la. moytu leen rek la ñu mën a wax mooy que ne ñun ñëpp ñu jàpp xeex. ñu am bañ a am affaire partisan bañ a am affaire dara. lii na fi jógee rek na fi jógee. dëgg la jërëjëf. waaw ñun ñëpp ñu jàppalante rek pour lii jóge parce que fi mu toll fàtt na réew mi lépp. waaw fàtt na fépp. problème mu urgence bi te problème mu état yi kii bi couvre-feu bi tamit. ñu xoolaat ko nit ñi ni ñuy wàccandooyee. di dànqaloo métti na. ñoo xool nan la ñuy yéegalee heure bi. xam nga su ko defee ñu permettre nit ñi tamit ñu mun di circuler di wuti lu ñu dundee. ba mun a dugaat ba affaire bi jeex ak jàmm. parce que lépp xalaat la. dëgg la waaw xalaat ak organisation lépp xalaat la te xalaat boobu tamit bu ñu koy def gis nga Moussa. bu ñu xoolee gis nga loolu El Hadj Faye mooy sa biir émission si kii émission bi noonu. dafa tënk réew mi lépp bu nit ñi nangu woon. wallaay El Hadj Faye waaw. way na lépp. wallaay way na lépp gis nga suñu ñi jiite ñooñu noonu. suñu dégg woon li mu wax. rek dafa résumé réew mi. dëgg la. mais est-ce que ñoom dinañ tëglu loolu. ñu ñuy jiite. du ñii du ñeneen man ñëpp laay wax. dama généraliser ñun ñëpp est-ce que dinañ tëglu suñu waykat yii. man su ma ñëwee tey di déglu Moussa Thiam di ko déglu pour muy joxe émission bii damay njëkk déglu li El Hadj. waaw ci moom la dogee kon nag waaw ñu pour xam naa si information rek kon moom. dinañ si ñëwaat ci kanam incha allah ci la fay kon nag le temps que ñu jël ñenn ci ligne salaamaaleykum. allo. waaw ku baax na nga def. salaamaaleykum na ngeen def. maaleykum salaam. Moussa. naam. c'est la première fois de ma vie may woote dans une radio. ah oui. voilà. tur bi. gis nga bon dama ko leb. waaw. xaaral ma wàññi rajo bi pour mun a wax ak yow. dëgg la. Bon, les camarades là, il faut que nous soyons un peu bref là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur la ligne. L'émission est tellement intéressante. Moi, je vous félicite d'abord. Merci. Deuxièmement, par rapport à la maladie là. Il y a des dégâts. Oui, il y a des dégâts. Voilà, mais il faut que l'État nous aide. Bon, dans les marchés, surtout côté technique, non, c'est inimaginable. Oui. C'est pas possible de dire on va arrêter alors que les gens font ce qu'ils veulent dans les marchés, il n'y a pas de masque. Tout le temps, damay xuloo avec des gens, may jënd masque di ko distribuer gratuit. Ah, très bien. Quand ils rentrent dans les tata là, da ngay ne non, c'est pas possible. Dëgg la. Tata yaa ngi nii, marché yaa ngi nii. Wallaay. C'est pas possible. Il faut que les gens vraiment, il faut que foofu état daal war na jël ay mesures. Macky wax dëgg yàlla. Il a tout tenté, il a tout fait, mais vraiment l'indiscipline qu'il y a dans ce pays-là, c'est pas possible. Il faut qu'on soit un peu violent avec la population. C'est-à-dire, pas di jël ay karawaas di dóor, mais je ne sais pas bonne stratégie la ñuy jël. Ferme pour conscientiser un tout petit peu les gens. Oui. Mais doy na waar vraiment si tu vois les gens. waaw c'est vrai. surtout que Tëngéej nu mu bindoo ci marché yi Tëngéej nu mu bindoo ci marché yi daanaka ñi nekk ci yeneen zones yi ay jaxaak des trucs comme ça yëpp fa la ñu ñëwee di nugg si. parce que y a de grandes cités yu nekk ci derrière donc loolu day gën a yokk Tëngéej. Et puis boo demee dans les écoles j'allais oublier dans les écoles. Oui, absolument. Tu vois les élèves. ay 70 dans une classe. Oui. Pas sur un banc. Kenn du sol masque. Oui. élève bi da nga gis maître bi ne ko pourquoi ngay takk masque. Pourquoi.
ma ne ñii dañuy saboter Macky est en train de nous aider mais il y a des gens qui sabotent. voilà loolu yéeme na. bon je suis obligé d'arrêter parce qu'il y a le policier devant moi. d'accord non il faut garer d'accord merci beaucoup. waaw il faut garer donc avant de waaw ñu koy sàkku ci ñiy woote ci émission bi léeg-léeg ci am daal dañu garer ba pare door a woote d'accord merci kon si contribution boobu asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ Amar. waaw sëñ Moussa. maa ngi xam ne baat bi léegi. rafetlu waxtaan bi. jërëjëf. alhamdulilah. bon. waaw xanaa ñu ñaax rek. li ñu wax sànq moom émission bi ñu ci wax ñëpp war nañ cee jàpp ñu gën a ñaax nit ñi ñu moytu. dëgg la. sàmmonte ak ndigal yi. ak di ñaaxaat kilifa yi rek. mesure tam soo ko jëlee muy boo xam ne méngoowul ak sa réew. day am ay faay rek. dëgg la. nañuy jël mesure yu méngoo ak suñu man-man ak suñu kàttan. parce que mas naa la fi wax feebar bi. pandémie bi rey dafi lu ëpp fuuf li mu rey. wallaay. maanaam conséquences yi mu andi ci ñeneen ñi yoroon yeneen maladies yeeg problème yi mu andil nit ñi. wallaay li mu rey moo ëpp fuuf nombre bi ñu koy limal moom. waaw. voilà kon loolu tamit foo ñu di ko bàyyi xel. école yi itam maa ngi ñaan moom bu xel xalaat sax yàq jàng xale yi. wax dëgg yàlla. waaw loolu moom. waaw. nañu ci dimbali rek. maanaam mi du ko attan du ko man maanaam ñu bàyyi xale yi jàng mais ñu organiser ko. nañu jàng waaw nañu jàng mais nañ ko organiser foofu tam état bi daf fi am faay bu mu def. parce que li mu jëloon daaw waroon na am mesures yoo xam ni école yi da ko ci waroon boole. toppatoo ay espace. waaw. ñu espacé xale yi. waaw. comme li génn sànq wax bu fekkee dañoo def war a def tourne tam loolu rek mu dugal ko ci. bu fekkee dafa am ñu mu def loo ay effort. muy jàngalekat yooyu mu jox leen seen àq bu ñuy jàng njàng mi nañ bàyyi xale yi jàng de. waaw mais est-ce que. waaw li am daaw daal kenn xamul lan la. mais ñi nga xam ne tamit ñooy proviseurs yeeg maanaam ñi yor ngànk école gi autorité ñi yor wàll njàng mi est-ce que ñoom tamit waruñoo créer si seen i même sax bu nekkee seen i gafaka wala mairie yi ay brigade ay ndaw yoo xam ne dañ leen di bàyyi ñuy fàttali élèves yi ñuy takk seen masque ci biir. waaw mais état bi moo ci war a jàpp nag xam nga si nit ñi sëñ bi Moussa liñ tal bariwul. moom moo leen ci waroon a pousser jàppale leen. waaw dafa am loo xam ne daal comme dañu defoon benn effort man daal suñu 1000 milliards yooyu mënu ma ko gaaw a fàtte daal. waaw comme dafa génnoon te lii moo waraloon mu génn. waruñu woon fàtte bu doon yaatal nañu xel yi woo leen waxtaan ak ñoom. kenn ku ne joxe sa xalaat ñu xool li jaadu ñu def ko foofu. dëgg la waaw. kon li nga wax nii du jafe mais dama yaakaar ne nag mbir yi ñu ci boole ñoo bariwul. dëgg la waaw loolu la quoi. waaw jàng daal bu mu arrêté liggéey beet bu arrêté coow dina am. dëgg la. waaw couvre-feu bi nag buñ ci yokkoon xat-xatloo bi ci tataayeeg problème yi ci télé bi dina deñ. oui. xam-xam nag jëfe lay jariñ gis nañ ko niñ ko gisee ñun ñi koy wax ngir yàlla ak yonent bi nga ñu oyof wàcce seen bopp. dellu ginnaaw tuuti. parce que yaakaar naa conséquences yi am ci xëccoo kaar yeeg yooyu. waaw lu couvre-feu bi jariñ loolu na ko yàq. dëgg la waaw. waaw nañu dimbali ci loolu rek. ñoo ngi gërëm di sant jërëjëf ñoo ngi lay gërëm sant sëñ Amar kon nag ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 yéen a ngi seen biir émission loo ci xam asalaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam ku baax na nga def. sant yàlla bu wér alhamdulilah. taarika tur bi ak fu ñu woowee. waaw sëñ Thiam maa ngi ziar. ñu ngi lay delloo ziar. di la félicité tam. jërëjëf. li tax ma dugg bëgguma woon dugg sax mais sànq waa ji doon wax sànq. kii wax ci Tëngéej. waaw. waaw moom déjà li ñuy tere moom lay def puisque mu ngi dawal di. waaw. xam nga déjà. pour vous dire rek indiscipline bi dafa maasee yaatu. waaw yéeme na. man mi wax ni président APE la président CGE la. macha allah waaw. waaye école bi ba nekk ndox ñàkk na fa lu ñàkk boo xam ne bii bu extraordinaire la. oui foofu fan la. mais Pikine. fan ci Pikine. CM Tidiane par exemple. ak comment dirais-je Daaru ak par exemple. xam naa CM Tidiane. mais école li fa nekk ci ay élèves bari na. ñuy takk masque néew na. alors donc dañu précipité wu ci ay situation yoo xam ni. pratiquement dafa mel ni daal sabotage à toutes les échelles. est-ce que. alors boo gisee nag loolu c'est à l'image par exemple dañoo dirigeants yi. nga wax dëgg yàlla. ñuy wax muy dellu gannaaw di wax di génnaat ainsi de suite alors boo waxee ñu ni kii dafa am fu mu far. mais dëgg benn la du ñaar du ñett. mais CM Tidiane na lay taxawee bu ñàkk ndox alors que. dafa inscription yi ngi fii wala li jëm ci ñoom waruñu fay ndox waruñu fay téléphone waruñu fay courant.
waaye n'importe comment élèves yi bari nañu te point d'eau yi bariwul. def leen ko ay faites des enquêtes dugg leen ci biir école xam naa ko école ba bu soobee incha allah. benn kii boo xam ne bii point d'eau boo xam ne bii 5 robinet moo fa nekk ci commandé 800 et quelques de 1000 et quelques élèves. oui. dañu dugg duñu sol masque. mais c'est incroyable. dëgg la. donc li wóor ba wóor daal mooy. boo duggee Pikine di xool école yi fi am ndox yu néew a néew la. xam naa ko école yi fi am ay sanitaire dafa néew. mënuloo ni par exemple da ngay par exemple demander nit ñi di raxasu ak ndox ak saabu te amuloo. saabu moom doo ko fa gis moom. wallaay. waa gel hydroalcoolique bi bon pratiquement mooy loolu. dëkk bi daal mooy loolu encore heure yu couvre-feu yi. ñi nga xam ne nii il faut ñu xëy am lu ñu toppatoo pour mun a dem yóbbu dépense seen kër mais boo leen nee da ngeen di arrêté presque ay 19 heures la ñuy arrêté. waaw c'est vrai. 19 heures balaa ngay am oto bu la yóbbu oto yi surcharge yi boo taxawee buntu Pikine mbëkkante bi ci biir oto yi. xat-xat loo bi yéeg ci oto yi di ñu takk masque et tout cela da ngay xool ba mu yàgg nga ni ñii exactement est-ce que réellement li ñuy wax naan Covid bi am na est-ce que réellement am na. masque yi ñuy wax masque yi da nga koy takk bon li ngay noyyi. gaz carbonique bi ngay noyyi bi ngay dégager di ko noyyiwaat. waaw déjà nañu wax nit ñi rek ñuy jël gel hydroalcoolique di ko utiliser. oui. distanciation bi ci école bi amul. parce que da ngay dugg ci classe boo xam ne bi 70 élèves ba ñu nekk 3 par banc. foofu ban distanciation moo fa am. oui. non n'importe comment. mais revoir syndicat yi lu ñu proposé ci loolu nee nañu xoolaat ni xale di jàngee. syndicat yi ils ne sont pas radicaux dañu war a jël ay mesures radicales parce que bu fekkee ni réellement Covid bi am na. am na une partie li Covid bi di rey. insuffisance rénale li muy rey ñu koy jiiñ Covid. oui. hypertension artérielle li muy rey ñu koy jiiñ Covid. oui. diabète li muy rey ñu koy jiiñ Covid. oui. mais asthme li muy rey ñu koy jiiñ Covid. oui. les interruptions volontaires de grossesse yi ñuy rey ñu koy jiiñ Covid. accident de la circulation bi li ñuy rey boo tuddee hôpital ñaari fan boo deewee ñu ni Covid. mais quand même constat sérieux. Covid am na mais ni ñu ko tawee dafa tawee ko ba doy waar. nañu wax nit ñi la vérité. oui. jël ay mesures radicales. ñi war a takk masque ñi war a contrôler ñi takk masque contrôler leen. masque yi sax man pour man am na lu ko gën a important mooy par exemple ñuy jël gel hydroalcoolique bi di ko utiliser. am gel bi oui. distanciation mënul am. di raxas sa loxo ak saabu kii mënul am. gel hydroalcoolique bi mu tane na mun na au moins en plus bu boobaa nit mun na sëqat. bon bien sûr sëqat bi nag bu sëqatee sa kanam takkoo masque takkul masque. bu boobaa mun ngeen nekk seen. waaw mais daal pour man y a beaucoup de choses y a des non-dits. dëgg la jërëjëf président donc après ñu ngi lay gërëm sant ci loolu nga xam tamit képp lu baaxee nga ñu ko ci. mais loolu leen mën a vérifier loolu de. incha allah vérifier nag ba mu leer. waaw non lu am solo la parce que ndox bi dañ ko coupé wala bloc lii robinet yi ñoo bariwul. coupé wuñu ko mais dafa doyul. d'accord waaw kon. dafa doyul robinet yi ñoo doyul daal waaw. élèves yi ñoo ëpp ndox mi. dëgg la d'accord. te boo duggee comment dire boo duggee Daaru. école primaire Daaru. wala B2. mais boo ko duggee da nga naan est-ce que fii am na ndox. dëgg la. alors yooyu moom il faut par exemple ñu. jërëjëf président dinañ ko saytu bu baax a baax jërëjëf incha allah rabbi jërëjëf ci loolee nga xam ne daanaka mu ngi koy wax kon nag mënoon loo xam tamit ñi ngànk mbir mi war nañ ko joyantiwaat ci fan wa asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. waaw tur bi ak fa ñu woowee Adja. man de musuma oote ci rajo Guléet. est-ce que. Kaolack laa nekk. acca soxna si bisimilah. maa ngi nekk Kaolack. waaw Kaolack ngay wootee waaw bisimilah. waaw. sama jëkkër pharmacien la. waaw. waaw dama déglu sa waxtaan tout le temps du ma ko tardé samedi damay teel a jóg pour rien que pour déglu la. jërëjëf. tey nag ngay wax lu am solo ci Covid bi. ñun ñii nag ñu nekk pharmacie Kaolack ñu koy wax pharmacie Sine bu docteur Alassane Ouattara. mois de mars ba léegi. musuñoo tekki suñu masque. est-ce que waaw. xam nga xaalis dafa neex. client boo xam ne dugg na ci pharmacie bi amul masque sax doo fi dugg. dëgg la. on a un petit fenêtre moom la ñuy ubbi. waaw. nga taxaw foofu ñu jaay la mais biir pharmacie bi mënoo ci am accès. on a pris des mesures de barrière ñu def ko ci suñu pharmacie. oui. mais problème bi mooy nit ñi dañu indiscipliné. commencé ci man. ndax dinañu saaga
dinañu wax lu nekk ci mbirum takk masque yi. koo ci ku dugg nga ne takkal masque mu saaga la wala mu jël loxoom sànni la la corona amul. corona réellement am na loolu du lu ñuy waxati. du lu ñuy waxati seet li fi dee yëpp. wax dëgg yàlla nga war a xam ni corona am na. téeméeri nit ak lu teg di faatu nga ne amul. may ñaan nag sama mbokk pharmacien yi nga xam ne ñi ngi nekk Kaolack. ñoom ñëpp bu ñu manqué woon def la même chose comme ñun nu ñu def. oui. defe naa ni lii nii dina fi jóg. d'accord mais est-ce que waa pharmacie rek lañ ko war a defee ak bërëb yi ñuy nit ñi di daje. non mais ak yeneen bërëb yi aussi mais pharmacie laa mën a wax fa comme parce que man damay liggéey pharmacie. waaw fa nga nekk dëgg la parce que ñun bu fekkee ñun dañuy dàq clients yi ne leen takku leen masque. ñu ni bu ñu demee ci beneen pharmacie ñuy jaay ñu. kon kay am na yeneen pharmacie yoo xam ne yii. waaw defuñu comme ñun. mais bu ñëpp mànkoo def ko. absolument kon defe naa ni lii nii. kuy jógati di dugg pharmacie di nga takk masque. dëgg la. man damay sensibiliser ba sonn léegi-léegi groupe bu xale wàcc jaar buntu pharmacie bi ma taxaw. wax ak ñoom xale yu jigéen yuy jàng lycée. wax ak ñoom yëkkati masque may leen. ba léegi xale yooyu dañuy takk masque. bu ñëpp doon def noonu kon problème du am. dëgg la waay. ku nekk na ko def problème boppam daal. voilà c'est ça vraiment daal man sa émission bi du ma koy raté. jërëjëf li ngay wax lu am solo la ñu ngi lay félicité bu baax. jërëjëf man madame Ouattara laa tudd. jërëjëf madame Ouattara ñu ngi lay gërëm sant. merci beaucoup. voilà kon madame Ouattara ci Kaolack ñu ngi koy gërëm ñu xaar ñeneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy dalal sur seen rajo Sud FM yéen a ngi seen biir émission loo ci xam. ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam Turando. waaw Turando. maa ngi lay ziar bu baax. ñoo ngi lay ziar su. ñu ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. ñaanal seen sponsor yàlla yokk seen chiffre d'affaires bu baax a baax. waaw amiin waay. parce que ñoo ñuy permettre ñuy wax liñ ci xam. dëgg la waaw. te di wax ni itam suñu dëkk bi Moussa. doy na waar lool. yéeme na. ndaxte première chose bi ñu war a wax mooy niveau d'indiscipline bi nga xam ni moom moo nekk ci Sénégalais yi. gis nga port de masque yi. waaw benn transport en commun nga mën a wax ni ñu ngi koy respecté muy Dakar Dem Dikk. parce que receveur bi moom mooy taxaw boo takkulee dala naan wàccal. waay. mais hormis loolu. amul beneen oto. waay boo xamante ni fii dinañ ko respecté. kenn ku ne da ngay def lu la neex. waaw naka client yi dugg rek. noonu lay fonctionner. li ko neex kese la xamul ak jëm ci kenn. oui. loolu moom mooy li fi ne. oui. bu ñu demee ci wàllu école. éducation bi Moussa bala nga naan enseignants yi nañu def 2 séances ñii di xëy ñii di gont na fekk état wàccoo ak enseignants yi ba pare. oui. état muy déjà ameel enseignants yi ay rappel bu ñu leen war a fay. fayagu leen ko. bëgg leen ci tegal loolu gratuitement kenn ku ne na nga ko xool ci sa liggéey bu doon yow la doo ko def. xam nga il faut que tamit ñuy def la part des choses. bala ñuy wax naan nangam ak nangam dañuy vérifier les tenants et les aboutissants. xool ñi nga xam ne ñoo nekk dans les secteurs naka la ñuy impacté woo. ba pare ñu soog a wax jëm ci loolu. absolument itam li jëm ci côté visite technique yi. bu ñu demee ba ni particuliers yi may nañ leen ba mois de mars. kon kay bu ñu duggatee ci rang bi ne leen gaa yi génnee. waaw te bàyyi transport en commun yi ak taxi yi ñu continuer ne ci rang bi. oui bu dee kenn mënu leen defal dérogation boobu. parce que sinon day indi problème. Moussa bu ñu nee particuliers yi may nañ leen ba mois de mars. ba pare ñoom ñuy xëccoog taximaan yi nga xam ne kenn mayu leen y a problème. xam nga yu mel noonu itam il faut que état di ci bàyyi xel. pour obligation port de masque bi. dana xaw a jafe pour police contrôler ko. parce que xamoo tax Moussa. bu fekkee ni yow yaay contrôler nit pour mu bañ a def li ñuy tere. te yow yaay jëkk def li ñuy tere. kon pour nga contrôler keneen dana jafe. dëgg la. loolu mooy problème mu Sénégal. foofu la ñu toll ñun. il faut que ñun ñu dellu si waat à la raison. kenn ku ne xam ni mbir mi sa mbiru bopp la war a doon. warta doon mbiru Moussa Thiam warta doon mbiru diw warta doon mbiru diw. nañ ko def suñu yitte bopp. dëgg la man personnellement damay jël samay mesures. mais tamit mënuma forcer nit ni ko jëlal mesures yi ndax baadoolu mënta yar morom. dëgg la. il faut que ñu bàyyi xel yu mel noonu. dëgg la. ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax jërëjëf Moussa ñu ngi lay gërëm la sant donc ci intervention boobu ñu xaar keneen si ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi jaar bu baax a baax. dellu nañ la jaar tur beeg fu ñëwee. waaw monsieur Fall j'appelle vérification. waaw je voudrais souligner juste ñaari points ah. ayca bisimilah. donc premier point bi ki
ci génn léegi brossé na ko tuuti c'est au niveau des établissements scolaires. waaw. Les chefs d'établissement ils ont une responsabilité morale et aujourd'hui. Et même ci wolof c'est pas juriste. ci wolof ma ne dañu am responsabilité morale. jërëjëf ok. et du ma wax peut-être pénal parce que. ils mettent leur disons leur manque comme engagement laa ko mën tuddee wala ñàkk yéwénal les mesures barrières. ils mettent en danger la vie des gens. xale yëpp koo si laaj mu ne la suñu école am na dispositif de lavage mais xale bi amul benn contrainte pour raxasu wala pour kii. amul benn contrainte cours bi da ngay gis cours école yi xale yi. waaw kenn takkul masque te amul benn contrainte. fin de mois bu jotee le 5 ñu ne parents yi nañu fay. comprendre. donc je pense que effort boobu bu ñu ko defoon ci mesure barrière yi xale yi dinañ ko respecté. waaw ñu ngi koy sàggane nag état baa ngi koy sàggane. parents yi aussi personne ne réagit. mais ils sont en train de mettre en danger la vie de la population. parce que xale yi ñoom xale yi mën nañ ko delloo ci kër ya. exactement te xale muy ku nekk lycée parce que ki ne lycée di def. première du xale. mais kooku boo ko tegalee benn un dispositif. su ko appliqué wul dara du ko fekk mais il ne le fait pas. ñëpp xam nañ ne masque bi aujourd'hui métti na. raxasu bi peut-être xale bi da koy gisee comme une contrainte. c'est naturel ci xale souvent. dëgg la il faut que les chefs d'établissement jël ay mesures. tey ku deful lii ñu sanctionné la xale yi bu ñu ko defee dinañ ko appliqué. mais amul benn école boo jël defoon échantillon peut-être c'est le 10e des établissements ñooy appliquer les mesures barrières. kenn appliqué ko kenn et loolu responsabilité chef d'établissement yi la. ensuite enseignants yi seen bopp. waaw parce que ñoom seen bopp. ils mettent en danger seen ji ñoom. waaw. parce que ñoom ñu ngi nekk en contact ak xale yi. mais dans les classes dañ leen koy exiger parce que dem na ci keroog benn bërëb mais dañ leen koy tere mais bu xale yi génne ci cours gi foofu la problème bi nekk. mais foofu nan la ñu war a tegee benn maanaam dispositif de surveillance pour xool xale yi di leen naan waa leen rappeler porter vos masques. parce que école boo dem am na ay surveillant xale yi bu ñu génnee en récréation am na ñu ne cours bi xool xale yi bu sanctionné woon ñaar ñett. bu subaa ñëpp appliqué ko. mais c'est des milliers d'élèves des fois ci yenn écoles yi. waaw mais bu ñu sanctionné woon benn ñaar. waaw bu mu siiw ñu xam ne kii kat sanctionné nañ ko parce que takkul masque ci cours yi. bu subaa xale bi dinañ takk masque loolu man maa la ko wax. dëgg la jërëjëf. waaw deuxième point bi mooy. allez-y waay. marchands yi nekk ci luuma yi. c'est des jeunes qui se battent. vraiment man dama leen di romb léeg-léeg ci luuma yi. mais dëgg la. ay jeunes la yoo xam ne ils se battent. nga xëy bés ne leen du ngeen jaayati. mais kooku tey ban moyen ba pare tegaloo ko benn alternative. mais nañ leen accompagner jàppale leen luuma bu ne mu am benn cantine soit la commune wala ministère de la santé jàppale leen impliqué leen. luuma bu ne ñu jël benn cantine wala benn mbaar souvent ay mbaar la. ne mbaar bii kat dañ ci fekk ay jeunes yoo xam ne durant toute la journée moom mooy sensibiliser nit ñi. di leen takkaloo masque. di pour benn porte d'entrée luuma bu ne am fu nit ñi di duggee. dëgg la mais loolu moi je pense que effort boobu bu ñu ko defoon ñoom dinañ mën a jaay assurer seen source de revenu. mais comme ça xëy bés rek arrêté leen comme ça du ngeen jaay amuñu benn alternative mais ñooñu. li ñuy def actuellement il faut penser à ces gens là. dëgg la dëgg la ah. c'est très difficile luuma yi nekk front de terre yi nekk fu nekk. yëpp ñu ne leen du ngeen jaay. ah te boo duggee bis yaa ngi bis yi ñu ngi dem di circuler. ñoom ñu ngi gis école yi ñu ngi gis marché yi. ñoom nga seet leen nga ne leen yéen du ngeen def seen activité. oui d'accord kon mesures yu ñu jël ci luuma yi la ñu war a jël ci marché yi aussi wala dañ leen war a tere. aujourd'hui affaire bi du tëj. du tëj luuma yi. nañu impliqué ñi nekk ci luuma yi. avec des accompagnants. mën nañ jël ay boy yu nekk ci quartier yi. xam nga. des acteurs communautaires. accompagner leen luuma bi benn jour la. luuma bu mu waaw c'est vrai benn 24 heures nga dàmp ko. impliqué ci ay jeunes. bu demee beneen zone ainsi de suite moi je pense que bu ñu ko defee. nit ñi seen bopp ils vont respecter les mesures. c'est pertinent te mën a au moins assurer seen source de revenu. dëgg la c'est mais pertinent xëy comme ça arrêté leen. dëgg la amatuñ benn source de revenu. dëgg la c'est pertinent vraiment loolu métti na quoi. c'est pertinent jërëjëf ci intervention bi kon loolu yëpp ba tey rek ñu ngi doon lii message boobu ñu ci doon sànq ne nañ créer brigades yoo xam ne c'est des brigades de rappel lay nekk waaye nag du nekk ñoo xam ne dañuy ñëw di téye nit ñi wala di leen def dara waaye di fàttali nit ñi naan leen sàlloo leen ne lii sàlloo leen lii asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bu baax ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. tur beeg Babacar booy foyotee. mais on voit que ni affaire bi ça a tendance à se généraliser. oui.
waaw si on ne fait pas attention. nañu gis le personnel sanitaire dañuy submergé wu. te su boobaa du baax. oui ñëpp. donc il faut un sacrifice général. oui. Sénégalais yëpp le gouvernement def ces mesures de confinement pour tout le Sénégal pour une semaine. sacrifice lay nekk. oui. pour que ñu seet après. oui. les spécialistes vont boobu dinañ évaluer. oui. je crois bien que loolu aussi war nañ ko seetaat. oui. position boobu war nañ ko seet. dëgg la. avant ça il y a un préalable mooy avis waxtaan ak Sénégal yi. oui. waxtaan ak kilifa diine. recueillir seen avis. daal di jël préalable mooy may noonu Sénégal yi 4 jours qui se préparent à un confinement d'une semaine. oui. oto daw dara. ñëpp te simple après ñu seet. si on fait pas ça man li ma gisee nii affaire bi ni muy demee. oui. daan dem surtout le personnel de santé suñu demee ba submergé wu. waaw c'est fini c'est la oui. catastrophe pour tout le absolument. Sénégal. oui oui. donc yàlla na yàlla jàppale. jërëjëf sëñ Babacar ci loolee nga joxe ci xalaat moom loolu la jàpp ni daal il faut que mu doon benn sacrifice général boo xam ne ñëpp a ciy déglu soobu ci waaw kon nag xalaat bu ñu mën a jàpp la asalaamaaleykum. allo El Hadj Moussa Thiam. naam. di El Hadj Xaaya. ah El Hadj Xaaya. Moussa Thiam la grand Malieusard. waaw maa ngi nii de macha allah. cëm. am na auditeur bi dugg naa la xaw ma école ba xam nga ko de ma ne ko bu ko neexee ni moo ko peinture sax de. waaw maa ngi lay ziar di ziar waa auditeurs yëpp alhamdulilah waaw. maa ngi lay ziar di ziar sa auditeurs yëpp. jërëjëf waaw. rafetlu émission bi. di ñaan sponsor yi ñu gën a jàpp te gën a ñëw. ndax émission askan bi la. baneen beet ñi ngi gërëm ñaar ñi nga jot a am. waaw muy ONAS ak Kanati. pharmacie nationale d'approvisionnement. pharmacie nationale d'approvisionnement. waaw kontaan naa trop nag bi pharmacie bi duggee léegi. ndax ñoom suñuy partenaire lañ ndax dañoo bëgg émission bi à travers l'émission bi nit ñi di jënd garab yi ci. waaw pharmacie yi bañ koy jënd ci mbedd mi. waaw mbedd mi wóor. wallaay dëgg la. ONAS it ñu bàyyi ko xel xam ni ndox yi jóge yi bon yi jóge ci kër yi. ñu koy yóbbu ci géej gi gars yi bañ di jël kubéer yi. waaw ak di fàtt yoon yi war a jaar. dëgg la. loolu dina ci baax lool. dafay ndax nag moom ay daal day ko taxawaay waaye du ko wàññi. dëgg loolu la jërëjëf. te ONAS ak pharmacie ñooy daal li émission bi. waaw bu loolu jàllee maa ngi ñëw ci mbir mi ceeg xew mi xam nga Moussa. dama bëgg mbir mi ñu def ko mbir moo xamante ne ñun ñëpp ñoo koy bokk partagé ko. bañ ko jëm état bañ ko jiñ kenn. parce que gis nga. toujours moo wax samay wax ni ak teg boo ko jëlee teg ko ci kaw fas toog ci teg ganaa teggee ko wow fas woon ko teg ngay bëgg a dee même état moo gën a sonn waaw dëgg la parce que ku ne xam na ni ku jaay di nga fay taxe ku jënd di nga fay taxe taxe yooyu doon ñuy dajale buy yéeg déem yeeg daxaar yeeg fëgg jaay yeeg yaa ngam naa état da ci am lu mu ci am parce que même boo fayul état directement di nga ko fay indirectement parce que ci port bi ngay jaar dañ fay taxe wala dara mais loolu bu taxawee état ji gën a sonn wala juuti état dafa am loo xam da ko signé engagé ko Sénégalais pour koo def kon mbir mi ci état la gën a jëkk a mittee foog ñu xam loolu da ngay gis ay waxe ci li ñu ni woy affaire bi amul état bee ko teg affaire bi nangam la te lii lu am la te ñàkk a takk masque yeeg yëpp dañu yaakaar bu ñu ko defee état lañ koy def wala diw lañ koy def defuñu ko diw defuñu ko état état nag c'est nous beneen bet masi boo gisee ku ci bëgg a communiqué bi gën a dëng man communication bi gën a dëng laay jàpp ni dañuy wax ne état moo fi teg masque bi moo ko violé président Macky Sall dafa génn mi nga xam mooy suñ numéro 1 sénégalais mais affaire bi am na mais nañ ko dund ak moom parce que boo gisee ko dañ naa moo fi dem di visiter ji àll ba mais dañ ko am na dañ koy dund ak moom dund ko moom dem ak ñeneen mais teewul bi ñu wax loolu moom mais ñun wax dëgg yàlla nañ ko seetaat ñu ngi gàmm ñu ngi ngénte ñu ngi dëj ñu ngi def lépp bi mu demee nag ba heure fi garaawaat la génnaan ne nañ def couvre-feu bi arrangé wu ko xoolal guddi gi ñaata kaaray dem Guinée Bissau ñaata kaaray dem Gambie ñaata kaaray dox ci guddi gi ñaata camion dox lépp ñu tëj ko 9 heures waroon dox boo duggee dëkk bi kenn dox te gis bi gasoil boo jëlee état am na ci yeneen yi mu ko xoolee noonu ñuy jox gi di ñuy liggéey guddi kon état dafa sonn bu bëgg a dee ñun population bi fekkat ni mais xëy ay marché yi ñuy jaay ak yooyu nag balaa nga sori parce que am na ko wax fi sànq ne maanaam effort yu ñuy def ci couvre-feu bi maanaam di tere loolu lépp est-ce que bu ñu góorgóorluwul ci bëccëg gi moom comme fi nga bëgg a teg sa tànk ni mooy marché yeeg bërëb yi ñu gën fa renforcer loolee liggéey bi ci couvre-feu bi day yàqu daanaka mais renforçage xam nga lan la ñu war a jël renforçage bi tamit xam nga lu muy indi effectif bu bari te duñ ko kii parce que Sénégal boo war a def si boppam ni man damaa war a takk masque war a respecter mesure bi xam ne loo doon am fukk moo too ko am parce que juróom ngay am wala nga am ñeent mais xoolal transport bi ñuy wax ba cëggi du ministre bi génn na ni léegi nañ bu kenn taxawati dem dikk bëgg dem dégg nga Dakar bi nee na buñ taxawatu ñu duñ am dara parce que as yi bëriwul xoolal lu mel ni afti bu fekkee dañ la dañuy toog kese lu muy amati
doo xamante dara bu kenn taxawatul. boo waxante beeg jëkkante bi nag mais man bu fekkee man 9h laay tëj man damay teel a dem li jël samay li jël dikk dem. te xam ne état bi amul lu ko neex. nit ko kenn amatul la gis nga corona bi il faut ñu xam ne du Sénégal kese. ñun li ñu am ko si ñëw sax am na réew yu ko amul. dëgg la waaw France nga ne ak Allemagne ak yeneen dëkk yi mais doo génn sax ci doo génn Pikine di dem feneen. dañu war leen a tëj par cirque ngay taxaw. lu lay génne mooy da ngay liggéey nga dox farat. ñun nag dañuy xëy dem Colobane duñu fa am soxla wala nangam. ñuy liggéey daa am nangu naa mais nañ xam ne mbir mi ñëw nañ ñaan mu génn fi bu ñu ko xamee ñun ñëpp mu génn fi ñëpp ne ci jàmm ma loolu laa jàpp waaye jiñ ko Samba jiñ ko Demba jiñ ko Matar bàyyi sa bopp bu ñu doon takk masque yi yàlla sel yi respect nit ñi élèves yi jóge bu ñu demee même bu dee école ba sa doom jox koy masque mu def ci poosam bu demee di takk sa jural sel def ko poosam bu dee sax ma yeneen élève mais kenn koy da ngay toog di saraat et puis nit ñi li ñuy yóbbu réew yi defee yi mais nañ ko jël dimbalee ko askan wi tey jii bu fekkente ne man Pikine ma dëkk Pikine dem ci école mayee fa sel mayee fa ndox mayee fa nangam mais bu baax dañ ko jël mais kenn ku ne sa bopp Sénégal daal kenn ku ne sa bopp yaag sa parti yaag sa président yaag say wax parce que baax na réew mi de moom dina ko suñoo ko yëngu yàlla dimbali defal xol yi jërëjëf Amin jërëjëf xaaya kon nag ci waxu sëñ Babacar boobu te génn nag nee na daal dañuy ragal ñu affaire bi ñu submergé lu yéeme moo ngi alerté nag ci lu am solo ndaxte nag nee na bu personnel médical bi moom xawee sonn wala mu sonal leen moom mooy daal dina jéggi day lool asalaamaaleykum asalaamaaleykum allo bul déglu rajo bi da ngay déglu téléphone bi ku baax allo da ngay déglu rajo bi bul déglu non da ngay déglu waaw far coupé na dama bëggoon wax dafa waroon déglu maanaam téléphone am bi bañ a déglu ci rajo bi ndaxte day am benn maanaam temps de l'attention asalaamaaleykum allo Moussa. naam. na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. man la Khadim Sam maa ngi lay siyaare. Khadim Sam président ñoo ngi lay nuyu. Moussa na nga def. ñoo ngi sant bu baax. gëj nañ la dégg. waaw na naa la maa ngi lay suivre nag léeg-léeg damay bëgg a déglu ba yow woote parce que déglu bi dafay am njariñ. dëgg la. ci thème yi ngay indi ak yeneen boroomi xam-xam yoo xam ne dañ yëkkati ay kàddu pour mu am njariñ. dëgg la waaw. gis nga am na ci sama classe gi ñoo xam ni waruñu woote dañu war a déglu parce que li ñuy wax daanaka moog li may wax rek a yem. déet. mais li am solo Moussa mooy. feebar bu dikkee ci am réew. comme lu mel ni mbas mii. waay. ñëpp dañoo war a booloo bokk ndey ak baay bokk xalaat. waaw. yéeneente jàmm. ndax wax naa ni mbas bu dikkee ci am réew kenn du ko politiser kenn du ci parparloo kenn du ci parlaqoo. muy ci diine ji ak ci aada ji. ndax démb Serigne Babacar Sy Mansour bi mu waxee dafa waxal këri diine yépp. wallaay. wax ba pare jëf. waaye sama classe gi man. ci ñi ma ko sañ a wax. waaw. dañu bari ay nit yoo xam ni lépp lu xew ci àddina ñu indi ci parparloo indi ci naafeq indi ci wor indi ci bëgg polémique indi ci bëgg ay wax. mais damay wax ne boo déggee ñu naan masque yi doyul masque yi bu doyul ku mu doyee dil. koo xam ni kii heure boo génnee yor nga portable bu jar 200 000 francs wala 500 000 francs wala 150 000 francs. mënoo bu sa doom di xëy di jàngi nga jënd ñaari masque jox ko Moussa Thiam. waaw. jaaduwul. jaadu na kay. mbaam bu duufee neexital. doom ji su baaxee baaxal la réew mi mais yow mi ko jur yow la gën a baaxal. waaw loolu dëgg la wallaay. benn ñaareel bi mooy. bi ci des mooy il faut suñu jikko yi ñu defar ko. bu ñu defarul suñu jikko yi du ñu jëm fenn ci àddina. dëgg la. kenn ku nekk mbubb mi ngay sol dee ko solal sa moroom. waaw lu am solo. loolu mooy tax am réew jëm kanam ay nit dañuy nungoo liggéey. am na ci ñoo am réew bu fekkente ni bii nunguloo liggéey. lépp ci tappale nga ko teg ak wor ak naxe ak xuloon nit wala nga saagaal nit wala nga xeexal nit wala nga waxal nit dara pour mu dox la teraanga fooy jëlee loo ci tournoo Moussa. yéeme na. lii feebar la bu yàlla indi. nan tuub kenn ku nekk jàpp ne yaa def yàlla li tax mbas mi am. man de fi mu ne nii. man ak ceddo laa duma dara. waaye damaa jàpp ni maa tooñ suñu borom ba mu indi mbas mi moo tax saa su ma xëyee maa ngi téye sama kuréel. di ko wax ne suñu borom mbas mii bu fekkee maa la tooñ. ba nga indi ko ci réew mi maa ngi ñaan donte danga may jël na ñëpp am jàmm. est-ce que. lii mbas la du ay caaxaan. fest bi bu mu fi amee. man xam nga ne historien la. waaw historien nga kay wallaay. ñetti junni nit la rey Sénégal ku mu neex na vérifier ci archives yi nekk yëpp Sénégal. mais booba këri diine yi dañoo manko
kilifa aada yi mànkoo ñu bokk ndey bokk baay nit ñi ñoo jubadi. ñoo takku ñoo takk masque yi. xale yi bu ñu waxee ñu naan école ñu bàyyi école yi. bala ngay wax école yi waxal yow ci sa bopp. wax ci sa jabar ji xëy takkul masque. sa bitaan takkul masque. dëgg la sa sëfoor takkul masque sa gardien takkul masque. dëgg la. mais gone yi bu ñu gisee mag ñi takk masque ñu takk masque. waaye bu fekkee sa ndey mi la yóbbu école wala mu di la yóbbu ci bunt bi. pour oto bi see la takkul masque da ngay takk masque. mbedd maa ngi nii ci mbedd bi nii jëm maa ngi nii jëm Bawol. mbedd maa ngi nii da ngay gis mag ñi jëm. wallaay si waxtaan ak bi jaaw bi ñu takk masque. wallaay yéeme na. il faut que yàlla wàccoo na ak ñun. waaw yàlla du la tàngal ndox mi ne la kaay ma sang la. déedéet. mënoo lu xew nga ne état mais état bi man soo biir kër. soxla wu ma fa état. maa war a jubbanti sama jabar jubbanti samay doom. waaw jubbanti sama njaboot ba ñu tegu ci yoon. absolument. mais bu fekkente ni bii nit ñi kenn ku ci nekk bu dara xewee nga woote. di waxte li ngay wax buñ la ko waat loo doo ko waat amul solo. nit ñi ngi nii gis nga ay ponkal gi nii ay mag jëmm takkuñu mas. wallaay boo dem ci Sénégal tey da ngay yéemu ci yàlla suñu borom. tey te xanaa ne man ànd naa ci ay nit ñu denc ñu corona bi génn àddina. corona bi dafa am. wallaay dëgg la. ba ñu juddoo ba am juróom-ñaar fukki at corona amul Sénégal kenn waxu ko fi. bi ci des mooy ñàkk yi maa ngi dégg Sénégal a bari ay docteur Moussa Thiam. waaw. koo xam ne am mécanicien nga wala nga doon jaaykat bi comme Khadim Samb. waaw bëgg a jóg ci wax ci ñàkk yi. waaw lu ñu doon ci ñàkk yi loo ci xam. loolu yéeme na. yow bu sa jabar ëmbee. dem ca dispensaire ba ñu di ko ñàkk. bu sa doom juddoo ba muy am ku ci ñu di ko ñàkk. ñu naa ñàkk yi kenn ku la jóg naa ñàkk yi nañu téye sunu làmmiñ yi. waaw génn ci li nu wax ci li nu xam li nu xamut ñu génn ci noppi. dëgg la dama bàyyi docteur yi def seen liggéey. dëgg la. dëgg la saraxe jéggalu. kenn ku nekk la nga yéene sa morom nga yéene ko sa bopp. dëgg la. tàllal yàlla sunu borom loxo mu jëlee ko fi tey rafetal xol yi lii moo am solo. jërëjëf suñu Khadim Samb. nañu commencé ci sunu kër yi commencé ci sunu bopp Moussa Thiam ñu ngi lay gërëm. jërëjëf. di la sant di gërëm Sud FM parce que. waaw gis naa ay rajo yoo xam dañuy politiser affaire bi. dëgg la waaw gis naa ay télévision yoo xam dañ koy politiser. te loolu bokk na ci. naafiq bokk na ci bon bokk na ci bañ réew. amul solo am na loo xam ne lii ku ko def bëggoo réew mi naafiq nga. amul solo feebar bu dikkee ne ñëpp àndandoo ne feebar am teg politique fële teg tarixa fële teg askan fële. dëgg la teg xeet fële for Sénégal teg lépp fële nu àndandoo xeex feebar bi mu jógee. jërëjëf Khadim. loolu moo jaadu maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf ku mu déranger nag ma baal waaye fekk yaruñu suñu bopp. te bàyyi naa fekk bàyyi wor. bàyyi waxal nit. bàyyi yëkkati loo xam ni doo ko teg sa bopp di ko teg sa nawle rafetul. dëgg la nañu liggéeyi te jaamu yàlla te yéeneen te jàmm. jërëjëf te yar sunu njaboot yar sunu bopp kenn ku nekk nga commencé sa biir kër. jërëjëf defar mais bëgg man Khadim Samb defaruma sama biir kër. jërëjëf defar kër Moussa Thiam dafa mën a ne. jërëjëf Khadim maa ngi jéggalu. jërëjëf suñu Khadim Samb kon nag waa yàlla lu mu la wax ca mbas beeg peste beeg yooyu yëpp kon nag jàpp nañ ko ci fan kon nag ci message bi dégg nañ ko baax asalaamaaleykum allo ku baax ñu ngi lay nuyu. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñoo ngi ziar baax a baax. waaw tur beeg fu ñu woowee. maa ngi tudd Cheikh Sidaat Dieye di leen woo fi Saint-Louis. bisimilah sëñ Dieye. waaw kay dama bëgg a participer ci émission bi. yow la ñuy déglu sëñ. waaw kay. bul déglu rajo bi déglu waxal acca. alors bon li ma si dugg mooy. dama am tuuti loo xam ne dama koy daal di wax ci gouvernement bi. maanaam mu jëm ci wàllu renforcement bi nga xam ne moom renforcé. gannaaw Covid bi mu dee ba wàññeeku. waaw du ñu waxoon maanaam renforcement économique bi. waaw. di leen xamal ni ñun. ci moom la dogee kon waaw ci moom la dogee xam naa nag ñu jël kenn wala ñaar rek bu nekkee jàppandi na ci rajo bi waaw kon nag am na ko xam ne moom carton rouge am moo ngi koy xaar waaye nag d'accord ji xaar rek ci ligne bi si 88 628 98 98 bu nekkee am na kenn wala ñaar Assane mu may ñu ko Assane Thioune jërëjëf ci jàppandal bi kon nag bu nekkee am na kenn rek fu nekk ñu daal di koy dalal donc taataan lam ci xam ci 88 628 98 98 mais ba tey rek gis-gis yi ak waaw xalaat yeeg yëpp waroon na waaye nag ku nekk loo ci yëkkati rek luñ ci xam mooy nag lay defar ak asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ku baax. waaw Moussa. tur bi ak fu ñu woowee. ça va ñu ngi woowee fii ci Kër Massar. bisimilah. waaw ma ne. ci ñu lay sant di la gërëm di rafetlu émission bi di rafetlu kàddu yi fi jot a jaar yëpp. comme temps bi li des bëriwul mais xanaa sant ñëpp ñaaxaat ñëpp ñun ñëpp ñu góorgóorlu rek. dëgg la. ñun ñëpp ñu góorgóorlu xeex bi mu jeex
bañ a tudd affaire politique bañ a tudd affaire dara. ñu xeex ko rek mu jeex mu jóg parce que suñu tool yàq na liggéeyu ñëpp. yàq na liggéeyu ñëpp fi mu toll nii kii njëkkoon wax ci problème école pour ñu jël temps bi di wàññi ko ñi di xëy ñi di gontu. moom dafa wax lu leer ji ko nag dafa ne nañu waxtaan ak ñuy jàngale. waaw ñuy jàngale waxtaan waaw. lu musta am bu amee ñu boo defee li musta am ñu defal la li nga xam ne aussi daan ñu la ko defal loolu la ko. waaw xalaat la mais dafa wax lu leer ah. non lu leer la waxul ne dafa waxul ne enseignants yi dem jàngale. déedéet waaw ko bor yi ñu leen yoreel. bor yi ñu leen yoreel moom. ñun moom man damaa fàtte li ñuy kaas ci gannaaw. loolu war nañ leen ko fay loolu ku nekk ko xam. mais nag nañuy def. ay jàmbaar lañ parce que bu Covid bi amee ñoom sax bàyyi nañu seen i lépp après ñu ànd dem jàngale ji. oui ñoom li ñu def kenn mënu ko fàtte. li ñu def kenn réew mi man li may bañ mooy bu ma duggoon tey bu nit ki duggee fenn fi. dañuy yaakaar ne lii moom moo tax mu wax. waaw c'est mais man samay doom laay protéger ak doomu keneen. waaw dëgg la waaw. parce que dañoo dankaloo ci école bi te ni ñu dankaloo ci école bi yow boo bàyyee des fois nga doxantu ci école bi da ngay gis ne lii risque la. dëgg la dëgg la. yow li ngay daw lépp presque yow parent bi mu ngi ci école bi. dëgg la. xam nga mooy dankaloo bi. dëgg la. donc ñun loolu la ñuy wax mooy que ne état bi moo xam na état bi bu kenn yorul moo gën a ñàkk yor na xaalis Moussa réew mi am na xaalis. wallaay. am na xaalis mais xaalis moo duggagul fi mu war a dugg. dëgg la. waaw comme lii nag affaire la boo xam ne ñun ñëpp ñoo koy xeex. ñu jël alal bi dugal ko foofu mooy ci côté enseignant yi côté santé bi ñu leen di gërëm di leen sant parce que man yàggul ma jógee hôpital dama hôpitalisé woon. mais xam nga. dëgg la boo hôpitalisé rek nga xam ne réew mi am na problème mu santé. wallaay dëgg la ndeysaan. waaw nga xam ne réew mi am na problème. problème bi santé bi am na problème mu enseignement bi am na. xaalis bi nañ ko jël ñu dugal ko ci boor boobu. couvre-feu bi ni mu demee nii liñ ci déploré rek mooy que ne temps bi gàtt na trop. dëgg la. gàtt na dankaloo bi nit ñi ñun ñëpp a yam man yow booy moytu man may moytu keneen di moytu rek bu yàggee moytu dina am mais bu fe dankaloo bi moom ñun ñëpp ñun ñoo ko gis surtout ñun ñu dëkk ci banlieue bi xam nga kenn mënu si dara mais nit ku nekk na nga wax su boo dee déglu émission bi góorgóorlul te takk masque nga yor sa geste moytu loo mën parce que affaire bi lu am la lu réel la non dafa am kay lu waaw dafa jërëjëf ku baax bàyyi seen jërëjëf ci kàddu yi ci ñaanal yàlla balaa ñoo def ci kii sam bi ñëw fekk affaire bi gën a wàcc amiin waaw loolu lañ ci ñu ngi sant di la gërëm di sant ñëpp jërëjëf mbokk moomu kon nag xamaa dañuy jël kenn rek waaw très rapidement wala ñaar ci 88 628 98 98 mooy bu mu jokkoo bi waaw kon nag ñu daal di dalal kenn rek wala ñaar waaw kon bu nekk am na ci wala kenn nekku ca waaw xam naa amul ñàkk kuy toccal ñu daal di koy jël ndaxte nag dese nañ lu toll ni ñeenti simili ñu jël ci kenn rek ku ci jiitu wala nag ñu yëkkati jotaay bi kon jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak seen rajo Sud FM kon nag di leen dig daje incha allah samedi bii di ñëw waaw di DJ Tupac waaw kooku suma rakk bu baax la moo ngi ñuy déglu foofu ci Raay bi FM ca Pikine ñoo ngi koy gërëm di ko sant tamit ci ànd bu ñu ànd rek waaye nag tamit message bi El Hadj Faye moom nag wax dëgg yàlla dafa ñëw yóbbanti woon ci jafe-jafe yi muy jànkonteel kon nag loolu baax na ñu baaxee ko ñëpp moom waykat bi nga xam ne moo woy suñu générique bi te wax dëgg yàlla defoon ne nañ ko jaar tànk ñu ngi koy déglu fi daal ci jafe-jafe yi muy jànkonteel ci wàllu wér-gu-yaramam ak yëpp ñu jàppale ko ci fànn boobu kon nag appel bu ñuy lancé la jëmale ko ci askan wi mu ngi dëkk Géejawaay nag ku ko laajte rek di nga ko fa fekk kon nag ci fànn boobu jàppale ko ci la muy jànkonte ki jafe-jafe jërë ngeen jëf mbokk yi ci beneen samedi incha allah ñu gërëm ñëpp fu waay mënti nekk rek bëgg nañ la ci ànd ak seen rajo Sud FM 98.5 di leen dig incha allah samedi bii di ñëw ci beneen waxtaan yàlla dimbali ñu mu wàññeeku bu baax di fa diine yi tamit dañuy yëkkati ci kàddu ñu déglu leen bu baax tamit ñu war a déglu lañu kon nag ak nguur gi ak ñëpp ñi nga xam tamit ñoo ngi ciy def seen kéemtalaay kattan jërë ngeen jëf